de pétition. Non violence ici au Sénégal. Zéro violence, zéro au Sénégal. Nouvelle édition. Campagne de pétition. Non violence ici au Sénégal. Zéro violence, zéro au Sénégal. C'est mon vie, chauffeur particulier, dit non violence. Fair play sur une sport supporté à la prudence. Vous l'en bundu khatal l'enfant talibé. Protocole de Rebeuss mujjul fenni annibé. Élection bu jot ñuy royante. Quel sabotage. Nit ñi yeneen jëw ñu jàmm lépp si topp maraboutage. Aduna yàggul ñëppay faatu wuy ji suñu borom. Toog si jàmm rekk am solo réew mi mooy borom. Nouvelle édition. Campagne de pétition. Non violence ici au Sénégal. Zéro violence, zéro au Sénégal. Nouvelle édition. Campagne de pétition. Non violence ici au Sénégal. Zéro violence, zéro au Sénégal. Le temps de changer. Revoir nos mentalités. Le Sénégal, notre fierté. Certaines choses ne nous sont pas appropriées. Nouvelle édition. Campagne de pétition. Non violence ici au Sénégal. Zéro violence, zéro au Sénégal. Yeah! Yes! Black Milk parmi nous ce soir ñu jugee foofu ca fi nga xamante ne moom la ñuy wax Yoff tey nag suñu mbokk waa Yoff yi ñoo ñëw siyaar suñu bu baax ànd ak suñu rakk yi nga xamante ne dañu leen di présenter bien sûr One Mind ak Vino ñoom ñoo ñëw tey ngir représenter groupe bi nga xamante ne moom mooy Black Mind donc ñu ngi taxawal seen groupe bi depuis 2015 ba tey ñu ngi def jéego yu am solo gis ngeen plus de 15 singles disponibles bien sûr sur YouTube mais aussi avec 2 vidéos yoo xamante ne ànd naag qualité bu exceptionnelle. Donc ce soir, nous allons parler avec tout ce qui, bien sûr, tout ce qui fait l'actualité musicale, bien sûr, nationale et même internationale. Donc non-violence, dañ doon woy léegi nii mu nekk morceau bu am solo ci kanam tuuti dinañ ñëw ci deuxième morceau muy Trahison. On est en direct sur les antennes de la DTV. Vivez toujours une partie de cette magie à travers le rendez-vous incontournable. Toi-même tu sais yaa ma gën a xam wala maa la gën a xam lu mu ci mun ci doon ñu waxtaanee ko sur ce plateau ndax Sénégal rek moo ñu ñor te moom la ñuy waxtaanee suba ba jant sow ba tax na kon boog dañuy remercier bu baax ñi nga xamante ne dañ ci ànd ak ñun dinañ ànd ak Abi Sow ci actualité de l'internet appelé Actubuzz kanta ki nga xamante ne moom mooy Fatima Aïcha Bokoum mu dellu si waat ci bébé et maman ñu nekk ci mois bu am solo mu di mois wu octobre rose nga xamante ne on continue encore une fois de sensibiliser ñi nga xamante ne ñoom ñoo am maladie bi waaye ñi nga xamante ne tamit même buñ ko amulee ñu wax leen yan matukaay la ñu war a mën a jël ba ñu am jafe-jafe yu mel noonu kon ci kanam tuuti dinañ waxtaan ak Fatima Aïcha Bokoum pourquoi certaines maladies se féminisent loolu dinañ ci ànd ak moom ci kanam tuuti inchallah actualité politique et sociale dinañ ci ànd ak Pape Ousmane Cissé nga xamante ne tey dina ànd ak monsieur El Hadj Sall muy président du regroupement économique des entreprises industrielles et artisanales de la SONEPI ñu am yéene waxtaan ak moom lu jëm ci anarchie indiscipline solida asphyxié par ses occupants Alaaji Sall bi Ndiaye ànd ak ñun comme ni ñu koy tàmm di defee l'ami du président de la République du Sénégal Chéri Neex Borom ak Linguère yegsi ci avis du jour comme ni ñu koy tàmm di defee saa su ne dans toi-même tu sais deuxième partie dinañu ànd ak Moustapha Guèye sécurité et prévention mu am yéene waxtaan lu jëm ci règlement 14 de l'UEMOA l'État et les transporteurs accordent leur violon loolu nag mu nekkoon loo xamante ne amoon na ci yéene bu baax a baax bi ñu koy njëkk def mu dalaloon waroon fi dalal monsieur Gora Khouma waaye boobu fekkoon na ñu dugg ci audience ak son excellence muy premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne tey nag monsieur Gora Khouma ñëw na ànd ak ñun muy secrétaire général URES nag mooy Union des routiers du Sénégal loolu dinañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti inchallah waaye nañu waxtaan tuuti rek ak suñu rappeurs yi Vino nu mu demee. yes Nicolas. oui sant alhamdulilah. oui nice ça se passe. oui ça va alhamdulilah. yaa ngi doxal. oui bu baax bu baax. alhamdulilah. One Mind. Nicolas maa ngi siyaar. benn mind la de ah. wala ay mind yu bëri la mind bu tàkk la quoi. mind bu. mind bu tàkk jëppët la. mind bu tàkk jëppët la. mind bu tàkk yeah. d'accord très bien 2015 ba tey yaa ngeen ci paysage hip hop Galsen ngeen ciy def ay jéego yu am solo plus de 15 singles pas du tout évident mais quand même jot ngeen ko def jamono ji morceau bi ñu doon woy léegi nii muy non violence source d'inspiration non violence qu'est-ce qui vous a motivé pour parler décrier li nga xamante ne moo jëm ci wàllum non violence.
d'abord dañuy nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di nuyu ñi fekk ci plateau bi di nuyu waa Yoff non violence bi boo gisee ñu def sound bi parce que rap la ñuy def quoi bu ñu nee le rap dañuy dem ci affaire boo xamante ne c'est engagé donc ay porteurs de voix lañ. dañ tolloon jamono boo xamante ne nii Sénégal dafa tàng jër dañuy gis violence et c'est pas normal. waruñu pays boo xamante ne dafa mel ni Sénégal waruñu fi nekk di am violence parce que dëkk boo xamante ne nii Alhaji Malick Sy mu ngi fi Baye Laye mu ngi fi maam Baye Niass mu ngi fi. Serigne Touba mu ngi fi. dëkk boo xamante ne dafa war a am violence. maam Limaamu Laay fa ngeen dëkk ca Yoff. foo leen dëkk mooy Baye Laye. moom la ñuy woowee suñu maam mooy Baye Laye. ndeysaan waaw xam nga waruñu nekk Sénégal ba pare muy am violence en fait ñu gis violence bi aussi. ça vient toujours si politiciens yi. Ah bon? Donc oui, dafay ñëw parce que en général aussi élection buy ñëw violence day gën a bari. D'accord. te dañuy gis aussi yeneen affaires yoo xamante ne c'est pas normal. am na passage yoo xamante ne ñu ngi wax violence bi amoon entre chauffeurs yi aussi dañuy nekk si tali bi duñu am benn tolérance après da ngay gis ñaari. chauffeurs yi ak piétons yi wala riverains yi dafa am violence tamit. oui day am violence. D'accord. tali bi ñun dañuy nekk si taxi boo xamante ne chauffeur taxi bi day indi benn violence boo xamante ne moo keneen or que moom mooy tooñ. D'accord. muy taximan di kuy dawal chauffeur particulier mooy kuy dawal bus yi. donc violence boobu on le veut pas ici au Sénégal loolu lañ inspiré woon moo tax ñu ne nañ ko def en plus sport bi aussi ñu ngi siy gis violence et c'est pas normal war nañ mën a def sport mu am fair play gars yëpp nekk ci jàmm xam nga ñu def foo kafre après mu jeex quoi. parce que Sénégal dëkku jàmm la loolu moo ñu inspiré woon. ci violence bi moo tax ñu détaillé ci loolu yëpp quoi. d'accord très bien mu nekk lu am solo yaa bind wala moo bind wala ngeen bokk bindandoo yéen ñaar. One Mind waaw One Mind di nga gis sa micro xanaa. bokk bindandoo maak moom parce que mooy li ñuy wax ñaari sëtu lépp yooyu la ñu toll foo xamante ne nii dafa am lu bëgg a marqué quoi dañ bëgg a marqué benn empreinte sur rap donc pour ñu def loolu noonu foo ñu am benn engagement bi ñuy def li nga xamante ne ni tey fa tey si la ñu yaree donc mënuñu yar si ak dëggu après ñu ñëw war a conseiller di def ay affaires yoo xamante ne nii like duñ mën a conseiller ñi nga xamante ne nii ñoo ñuy déglu comme ni mu ko waxee ay porteurs de voix leen dafa war ñuy wax loo xamante ne nii dina amal njëriñ suñu dëkk. après voilà quoi ça passe. d'accord très bien Pape Ousmane dégg nga li nga xamante ne wax nañ ko waaye ci biir rab bi dinaa ci dégg ñuy wax ay Benno Bokk Yaakaar. dégg naa ci Macky sax. ah bon président Macky Sall. waaw président Macky ah te nga ne président Macky yow tamit. président Macky Sall. waaw dama affaire bi ma yóbbaale. waaw mais dégg naa ñoom ñu wax ko ci président Macky Sall. noo gisee texte bi liñ ci jot a for as tuut. mais intéressant en fait li muy wax nii dafay résumer un peu li ne ci xol yi c'est-à-dire pour un tout un rien le Sénégalais est énervant et il est toujours énervé te duñu xam lu tax le débat est passionné. est-ce que c'est pas en face de lui son prochain par exemple. voilà c'est-à-dire muy wax parti politique yi muy wax feneen mais en réalité boo xool ci segment de la vie yëpp nga ko ci fekk. c'est-à-dire pour nga gis un Sénégalais bu dal dafa rare. alors que loolu mooy suñu baax c'est-à-dire war a mën a dal. ànd ak xel mu di régler les situations. wala problème bu posé ci ñun. ci doon ay li ñuy wax naan vrai gentleman. waaw loolu nag lañ dul retrouver souvent. souvent li ñuy gën a gis comme ni ñu ko waxee ay xaxarantale. pour lu ndaw sax pour ñu discuter sax da ngay gis sax même débat politique nii tout le temps passion bi mooy jël le dessus. ba ñuy waroon jëriñu sax à la limite duñ jëriñu. donc li mu wax ni dafa am solo. li nekk suñu xol yi nañ ko génn. xam ne c'est pas le plus. Badou yow da nga bokk ci Sénégalais yi énervé parce que Pape Ousmane nee na Sénégalais en général dañ leen di fekk ñuy énervé. non franchement man moom gaawuma énervé mais bon dañuy wax li muy wax dañ koy dëgg rek ndax dafa am ñoo xam ne dañoo tàng dënn trop dañoo gaaw a gis seen bopp de trop da ngay gis ci vie quotidienne bi sax des fois fi ñuy jaayee ndekki sax exemple da ngay dem pour xewlu moo la fa yóbbu mais à la fin da ngay gis ay xeex lay mujj da ngay gis ci taxi ak client am au lieu mu yóbbu ko ba mu yegg mais des fois client day tooñ taximan tooñ way bi dafa am solo ndax ñun ñëpp la concerné ci kaw ba ci suuf ñun ñëpp la concerné ku ci nekk ñu jéem a di tolérante daal di baalante yenn yi. très bien ñu ànd ceeg secrétaire général URS muy Union des routiers du Sénégal monsieur Gora Khouma merci d'être venu sur ce plateau pour ñu waxtaanee lépp li nga xamante ne dina soxal askan bi lu jëm ci wàllum dem beeg dikk bi si kanam tuuti dañu ànd ak Moustapha Guèye waxtaanee règlement 14 bu UEMOA bi nga xamante ne gis nañ ne Sénégal rek amaana que moom rek moo ko doon féetewoo parce que moom rek moo ko doon def mais dégg nga ndaw ñi li ñuy wax léegi nii ci comportement wu sénégalais yi mais dañ dem laal foo xamante ne secteur la boo moom wala boo xamante ne da nga ciy yëngu bu baax a baax a baax constat boobu noonu yow est-ce que def nga ko en tant que secrétaire général. waaw ñu ngi nuyu ñëpp. ñu ngi leen di fay ñëpp di ñaan réew mi ñu nekk
barke bam Limaamul Mahdi yàlla na fi jàmm yokk am na fi mais yàlla yokk ci biir ñoom seen message lenn nag lañ ci waroon a boole xam nga non violence am na ñu ko xam mais bu ñu ko tëralee ñi ko xam moo na ci profité tamit waxaale ci mooy ci fitna pour ñeneen ñi boo ko boolee ci nasaraan bi ak ci olof bi dañuy bari dañ dégg non violence day yaakaar leneen la te baat bu am solo la mooy ñu moytu fitna loolu lay tekki kon bu ñu ko doon wax ci ñaar yëpp ñu kaa xam beneen bi tamit ci li mu wax ci diggante li nga xam ne moom a concerné muy wàllu secteur transport soxna si wax na ko léegi ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo war di muñ waaye tamit mu ñun tamit ñooy ñi ñu war a muñal ndax client toujours dañuy wax ne client le client est roi mais en général ñi ci tali bi mu chauffeur particulier bi muy ñun ñi di professionnel bi ñun ñi ci kaw tali bi la ñu nekk te ko klaxonné sax boruñu kaa laaj mu wax la musiba ma laal ko de klaxonné ko rek mu sànni la loxo baa mu wax la dara. waaye nag Fatima nee na léeg-léeg da ngeen di bëri ay klaxon de moo tax ma ne ba après sax nit ki day réer. non violence bi moo tax fi nit ñi dañ ko wax de moytu maanaam d'accord xam nga nit ki bu war a jaar fa mu war a jaar du jar ko koy klaxon mais bu jaaree fi nga xam ne waru faa jaar da nga ko war a avertir jox ko avertissement mu am avertisseur sonore boo xam ne moo koy klaxonné ne ko moytul mais am na ñoo xam ne boo leen ne moytul muy problème même yow mii sax boo gisee ku tax tali bi yow ngay piéton muy piéton nga ne ko sëñ bi ba madame moytu tali bi boo ko laalee mënul tax nga laal ma kon am na ko def naa sëñ moo ko wax léegi sénégalais moo nekk ci jikko joo xam ne ji daaw mag ñi daaw baaxuñu ko d'accord maanaam gaaw a mer kon maa ngi leen di gërëm bu baax ndax ay xale lañu waaw may xale lañu te li ñu wax daal d'accord moo war ñu nekk man mii di mag waaw moo ma war am na solo Fatima très rapidement jàngat bi lan la parce que c'est vrai wàllum klaxon bi da ngay dawal sa oto sax nga gis mu topp sa ginnaaw di la klaxonné nga ne kii lan la nga ne ko yéegal ci kaw wala boog après yow da ngay mujj sax seere bàyyi ko mu dem yow nga mujj après on comprend plus mais toujours ñu ngi wax ci wàllum non violence ñoom ñu koy décrier wax ci politique bi taxawaay bi nga xamante ne moom la ñuy taxawee ci réew mi dëgg la mu nekk lu am solo campagne de pétition la ñu wax xam naa ne moom sénégalais yëpp a koy signé parce que ñun ñëpp bëgguñu lii di violence tey boo waxee violence ci Sénégal ñu bëri seen xel day dem ci ñaari secteur muy sport bi ak li nga xam ne moom mooy politique bi mais man daal xam naa ne suñu fort mooy bésu élection coow bi lu muy bëri nit ñi lu ñuy bëri fitna yëpp bésu élection moom dafay nekk fierté da ngay gis ni nit ñi dañuy yeewu sangu ba set solu vraiment dem voté ji daal di ñibbisi waat seen biir kër mais c'est important message bi ñuy lancé nii parce que ñëpp gis nañu ne 2019 bi dafa xaw a tiital ñu bëri ndax élection yi di jëm ñu jëm déjà parrainage bi gis nga coow bi nga xamante ne moom lañ ci nemmeeku ñu jëm ci élection ñoom ñuy wax non violence je pense que loolu moom mooy seen rôle en tant que artiste ñu wax nit ñi bu dul dara ñun ñëpp ay sénégalais lañ nañu fal kenn ñëpp nekk ci jàmm. Très bien président El Hadj Massal yooyu tamit ñu ngi lay gërëm bu baax di la jaajëfal j'espère que léegi tout va bien parce que la dernière fois moom dañ ne woon kilifa gi moom affaire yi dañoo xaw a sutante ma ne xëj na chaise bi li mu tàng moo tax sax mu xaw a dugal gaam boobu noonu mais li ci li ñuy wax ci wàllum non violence lan nga jàppale que ne tey moom la ñu war a mën a mettre en stratégie pour que au moins ñu gën di ko moytu bu baax a baax ba xale yi di ci jot ba xam dëgg wareef bi nga xamante ne moom la ñu war a doxee asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi ñëpp di nuyu sama rakki bopp di wax ne comme ni ko Alaaji Góor a waxee xale yi li ñuy wax lu am solo la xëy na ay xale la ñoom wax ko waxaaleel ko ñoom seeni xale comme ñoom waaye nag dafa mel ni buñ koy seet ñun ñoo ko moom ndax fi ñu jëmale wax ji mooy fi ñu jëm mooy élection yi jëm bu fekkee nag dañuy dëgmal lu mel ni ay élection ay xale yu toll nii am xalaat bu toll noonu waaye nag fan lañ commencé. mais yemul rek ci politique bi rek de. déedéet waaw mais doo yaa ci buntu kër jàmbu sax ci violence la bokk. waaw ci jëlëj bokk. waaye bi ci ëpp solo. boobu waaw te ñu séntu ne mën naa yee fitna boobu. ba tax na tey boo demee yenn commerçant yi ñu ngi defaraat seeni porte rideau. yenn yi sax ñu ngi defaraat yeneen double porte. d'accord. xaj na kon am na fu seen xel dem ñoom ba tax ñu wax loolu. bien sûr. ñu commencé ci Imaamul Mahdi yu. teg ci Baye Niass. Alaaji Malick. Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ahmadou Bamba loolu la ñu wax.
kon delloowaat nañu ay valeurs yoo xam ne suñu delloowaatee suñu bopp foofu rek ñun ñëpp nag ana naka la ñuy def ba delluwaat fa li yàlla wax rek waxtasimu billahi waxtasimu bi hablillahi jamia nañ delluwaat ci buum gi nu bokk ñun jàmm la te gëm yàlla bu ñu ko defee rek jàmm d'accord très bien laata faraku ñu bañ a tàggu d'accord jërëjëf sant nañ la gërëm nañ la bu baax ci kanam dinañ ci dellu si waat ànd ak El Hadj Mass Sall muy président du regroupement économique des entreprises industrielles et artisanales de la SONEPI mu war a jàkkaarloo Pape Ousmane waxtaanee lu jëm ci anarchie indiscipline SODIDA asphyxié par ses occupants man sax damay nay bi SODIDA léeg-léeg ma toll yenn heure ma bëgg dem doxi benn course dellu si mais du ma ko ñemee parce que dama naan sax fi ma gaaree bu ma fay génn dootuma fa gaaree waaw Alaaji Sall bi nga dégg nga li nga xamante ne ñoo ngi koy waxtaanee ci non violence mais de manière générale parce que ci secteur yu bëri rek amaana ko comme ni ko Pape Ousmane waxee bu ñu fa demee dañ fay fekk xët-xët te defe naa ne bu ñu tàppee woon rek yu bëri dina mën a sotti. jërëjëf Nicolas di kontaan nag sama ñaari xarit yi góor moom dama ko naw trop ci conviction bi ni muy waxee li mu gëm Alaaji Mass moom sama xarit la ndax dañoo bokk xarit muy nit ku baax xam nga Nicolas il faut ñu dellu siwaat nit ñi dellu siwaat mooy li ñu doon waxee di waajal doom dañ koy waajal ndaw yi waaw ci lépp parce que éducation de base dafa am solo ci nit waajal doom ji da ngay tàmbalee ci nàmpal nee naa la keroog bu dee mbuus mu nu jëlee def ci meew rek nga jël jox sa doom mu nàmp bu dee meewam nag bu amee 20 ans mbëkkee rek lay def bu dee meewam gaynde day agressif bu dee meewam segg noonu lu mu nàmp loolu lay def léegi nit ñi góor wax na ko léegi da ngay nekk ci yoon wax ma oto bi de mais nit yow nekk sëgg ci yoon nga ñëw ne ko sëñ ma jàll mun la lu tax nga naan ma jàll mer bërit wax génn arme génn paaka wala génn fetal mais lu xew lan la problème bi lan la loolu lañu war a jàngat Sénégal du woon loolu Sénégal daf daan laabir am tolérance mën a muñ baax généreux mais loolu gisatoon ko lan moo am li am léegi lan la nit ñi dafa mel ni léegi sax ma yàlla baal heure bi sax da leen doyatul dafa ni kon xaalis lañ topp ñu ngi noonu dañu topp bëgg-bëggu àddina yi ba kenn taratul kenn ku nekk da nga égoïste sa bopp rek yow ngay calculer sa yoon ci kii di ci des xam nga tax ma tardé nii ma xaw a am retard ci angle bi nii boo tourné beneen taximan mi ngi gaare de sans sax mu gaare ni côté droite am nii yeeg trottoir bi mais ñun côté gauche bi ñuy tourné fa la taxaw et puis lan la def taxaw di naan café billaay léegi man looloo tax mu am retard gisuñu ko mi ngi ci angle bi dem di naan café ci angle bi ñun ñu war a tourné gisuñu ko ñu naan ana borom oto bi ana beneen oto bi bon yooyu mooy li ñuy wax léegi yar moo amatul te gis nga réew li fekk nit ñi yaruwunu réew moomu du dem Sénégal suñu problème mooy dama ko toujours dañuy indiscipliné ci lépp nag sur tous les plans dañu indiscipliné bu njëkk ba dañ daan jàngal ni ngay lekke jàngale ni ngay tooge ñun suñu kër gu mag sam papa ba mu saana toog li ngay njëkk a def raxasu toog jàpp ndab sëgg ndawal dañ la koy tegal sa loxo ñemewul àgg ci digg ndab salaaw bu ma la wonoon sama loxo yi di gis ay màkk ku yu bëri sax yoo xamante ne day dem ñu ne ko tàng mu delluwaat nga téye ci bool bi léeg-léeg boo jàppul bool bi lekk fàtte dënd pang nga téye waaw da la doon dimbali éducation de base yooyu nga xam ni dañ lay xool rek xam li la wax li ñu la wax dañ lay xool rek mais léegi nag xale yi ji koy ndëndal lañu ko ci tëggul di jib dem na nag ba ci mag ñi parce que léegi génération 90 ñu ay borom kër dëgg la ku am 30 ans bu la mënoo koo yar léegi nag nit ñi ñoo war a xoolaat rek comme ñi ni ñuy def ci plateau yi di wax nit ñi rajo yaa ngi wax borom xam-xam yaa ngi wax waaraatikat yaa ngi wax léegi ba di koy am valeur yu baax ñi ngi wax mais nit ñi ñoo jommeetul nit ñi ñoo waarootul il faut nañu dellu si waat ci démb yaraat suñu bopp loolu rek ñuy dimbali am na solo lool Moustapha Guèye moo koy tëj ci lii nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee jëm ci non violence ñoo ngi koy wax nañu wàllum politique mais wax nañu ci secteur yu bëri mais ci secteur bi nga xamante ne yaa ngi ciy yëngu problème yi bëri na torop te li koy waral kenn du xam gars yi dañuy yàkkamti boo xamante ne bu ñu ñëwee ba seen kër sa taliban ñu ko nit dem waa ji waxoon tam daal waaw loolu mooy situation bi kenn comprendre parce que bëri na impatience bëri na violence bëri na intolérance te y a rien qui l'explique comme ni nga ko waxee léegi dañuy yàkkamti mais boo yeggee ba sa kër toog tu te rends compte que ne daawoo woon dara sa kër pour toog loolu nag li koy dindi mooy ñu delloo si doomu aadama yi seen xel ñu xam ne dawuñu fi loo xamante ne day jóge ci àdduna bi lépp fii lay des ci àdduna bi lay des donc loolu daal ma yaakaar naa moom mooy xalaat bi yar ci aussi xale yi jéem a xool ni ñuy waxee les hommes de médias parce que souvent aussi xale yi dañuy imiter boo xoolee souvent ni homme politique yi di waxee ni yenn artistes yi di waxee seen biir entre ñoom ni yenn sportifs yi di waxee entre ñoom dafay am lu muy jouer ci xale yi nga xam ne ñoom dañuy gis
am na ay termes yu fi génnoon yoo xamante ne ça faisait peur da nga daan dégg artistes yi di wax naan dañuy xëppante ji acide xale yi di ko jël di ko véhiculer muy ay termes yu violent ngay dégg des fois ci lutteurs yi. gars yi di jël ay muus ndaw di ci def acide di ko lokk. bu ñu jàppante yow yaa bi ko toj ko sànni ko. voilà justement ngay dégg yenn rappeurs yi ñuy wax yenn mots yoo xamante ne ñun ñemew ñu si jaar. muy jaar ci ay bande sonore xale yi di ko dégg di ko répété mais yooyu yëpp ay facteurs de violence la yoo xamante ne je pense que société sénégalaise soxlaa ko te fañ koy imiter di ko fa jëlee sax ñoom nekkul ci seeni société réelle mais seen société virtuelle. Alaaji mu ngi wax ba ci image yi léeg-léeg muy heurté. mais justement ba ci image yi des fois gis ay images yoo xamante ne mais dafay indi yenn violence yoo xamante ne parce que ñun xamuñu protection de l'image ndax am na yenn image yoo xam ne boo koy génnee da nga war a avertir public am public boo moom mais ñun duñ ko def da ngay gis benn image boo xam ne day fël ci internet bi heurté sensibilité yëpp voilà donc lu nekk na loo xamante ne daal laaj na ay waxtaan yu bëri. très bien laaj na ay waxtaan yu bëree bëri waaye ba tey ñu ànd ceeg ndaw yi nga xamante ne ñoo bàyyee ko foofu ca Yoff Black Milk dégg ngeen li ngeen texte bi ngeen bind gis ngeen lu mu jur kilifa yi ñu ngi fii toog joxe nañ ci seen avis par rapport ak pertinence bi nga xamante ne moom la texte bi am mais aujourd'hui lan moo indi Black Milk ak lu ko waral lu xew. Black Milk day au début milk meew laa ko xamoon. waaw Black moom ñuul laa ko xamee woon. mu koy wax sànq nag meew bu ñuul nag moom mosuma ko gis. waaw benn instant. lu ko waral. moom mu koy wax sànq ñaari sëtu Lebu Ndoye yi ñoo ñuul ci meew mi ñun ñooy lii ñuul ci meew mi parce que boo xoolee. waay rab gaal loolu nawul yomb de. loolu nawul yomb de. waaw sant yàlla rek sant yàlla sant yàlla. parce que boo sant yàlla. boo xoolee rab gaal seen. waaw c'est-à-dire rappeurs yu bari. mu jaaxle te benn ngi nii toog. yéen ay lébu ngeen pël moom meew de. waaw da ngeen a jël seen jën nii rek ak géej gi. waaw pël yi dañ leen di baab rek dañ leen di baab rek. léegi tax ngeen génn ci géej gi génn ci jën yi génn ci yooyu gaal yëpp. waaw tëb ak gaal yi waaw. keeg yeeg yooyu waaw dem ba ci meew yi lu ko indi. mais mu ngi si lépp mu ngi si biir boo demee ba si biir géej gi am na loo xamante ne nii raxe na géej gi. d'accord maanaam géej gi am na njiit. ñun ñu ngi foofu. lii ñuul ci meew mi bàyyiwul dara daal mën naa wax ne si jotaay bi nii lii fi ñuul ñun la bàyyiwul dara. d'accord très bien donc ngeen nekk groupe boo xamante ne 2015 ba tey ngeen ko taxawal am na événement bu am solo boo xamante ne ci kanam dinañ ko waxtaane mais ma bëggoon ñu dellu si waat ci texte yi nga xamante ne moom ngeen di tàmm di aborder gis naa ne ci kanam da ngeen jouer morceau bu tudd trahison mais ci lan ngeen di sukkandiku en général ginnaaw non violence di bind pour jox ko askan bi. waaw si li ñuy sukkandiku c'est juste mooy li ma la waxoon sànq dañ am benn c'est-à-dire dañu am benn vision mooy que ne ay porteurs de voix lañ. rap la ñuy def donc lépp lu ñuy def dafa war a doon loo xamante ne c'est engagé dañ koy wax mu jariñ askan bi c'est-à-dire yàlla cërale nañu ñun son bu ñu def ki nekk ci 3e âge mën na ko déglu 2e âge ba 1er âge parce que yàlla def na comme suñu kilifa yi toog mën nañ déglu. mais est-ce que c'est un vécu est-ce que loo leen dund la wala lu leen jege la ngeen dund ko ngeen xaaral ñu génnee ko dénoncer ko. bon mën naa jàpp ne philosophie la rek. d'accord. mën naa jàpp ne philosophie la parce que am na artistes yoo xamante ne seen philosophie mooy sans lu ñuy def day doon ego trip comme ni ñu koy waxee loo xamante ne dañuy wax ci seen bopp man la wala ñuy copier américains yi de temps affaire yooyu mais ñun suñu philosophie mooy bu ñuy wax dañuy wax loo xamante ne day jariñ askan wi. d'accord très bien joxal sa waay mu tontu ci moom tamit ak seen daal yu c'est que comme déggal mooy ñaari sëtu Lebu Ndoye quoi. d'accord en fait li may souligner ci loolu mooy comme lii grand bi wax léegi nii parce que dañu nekk ci milieu rap léegi ku nekk am na looy andi comme ni ma koy waxee man la bi def bëri bu ne boo déggee ñu ne ñoo ñuul ci meew mi mooy que ne ñëwuñu pour toppandoo kenn. li ñuy def dafa différent ak li yaa di def. da ngeen démarqué wu quoi. loolu c'est que dafa am loo xamante ne nii foofu dañ fa adressé rappeurs yi. mooy que da ngay toog ak ay kilifa yoo xamante ne même sa biir gaale da ngay doon rappeur ñu lay jéem a di naan ay rappeurs yoo xam ne duñu wax lu ñuy dégg ay saaga la ñuy def ñun aussi ñu ñëw bëgg fi jëlee loolu. d'accord te xam nañ ne mën nañ ko parce que ñu ngi koy teg ci yoonu njub. après yàlla baax na daal li ci kanam mooy daal. li ci kanam rawul bët il prépare un grand concert pour la 3e édition ak seen label muy Black King Music Entertainment loolu dinañ ci dellu si waat ci kanam tuuti inchallah Black Milk composé de One Mind ak Vino ñoom ñooy suñu invité tey dans l'actualité musicale ñu am yéene waxtaan ak ñoom lu bëri ci li nga xamante ne dina jëm ci perspective léegi nañu ànd ak Ajaratu Abi Sow ci li nga xamante ne mooy actualité de l'internet appelé Actubuzz c'est maintenant.
Très bien. Donc, pour la première actualité de l'Internet, si on se réfère à Dakar Matin, le Sud-Est prédit une année mouvementée, n'est-ce pas, Abisso? Effectivement, Nicolas, li xeeñ ci njàng meek njàngale mi jamono ji neexul dara ndax wax nga ko léegi syndicat bi di waa Sud-Est ñoom nag ñu ngi prédire wala sax ñu ngi xamle ni école bu ubbee dina rek doon loo xam ne du neex wayjuru ndongo yi ak ndongo yi nga xam ne ci jamono joo xam ne ñaari fan dong moo des ngir rek l'école daal di ubbi. ci loolu nag syndicat bi nga xamante ne Amadou Diawoundé moom moo ko dirigé ñuy wax ne nag rëq-rëq yi am ci njàng meek njàngale mi te fajuñu ko dafa bëri lool ba tax na sax ñoom dañoo ne rek gouvernement bi xaw na respecté accord yi nga xam ne jotoon nañ ko xaatim le 30 avril ak G6 waaye lu leen naqari mooy des fois dañuy faxal di syndicat de représentativité yi niñ ko doxalee neexu leen ba tax na sax ñoom looloo tax ñuy dànkaafu si ne ak année électorale bi nga xam ni ñu ngi ci jëm njàng meek njàngale bi dina bëri jafe-jafe lool. dina bëri jafe-jafe ñu ànd ceeg Dakar Matin le Sud-Est prédit une année mouvementée nañ ci njëkk ànd ak nu mu tudd Fatima Aïcha beaucoup. maa bañ commencé ci Pape Ousmane ma toog tey fii Pape Sall jël sama place nga commencé woon. kon dafa am ay place yi. taxaw nga fii de wala nga fàtte. di nga taxaw fii néew ma sama place la taxaw. Fatima ci yow laay commencé. dañ la coup d'état. Fatima ci yow laay commencé. non amul ay cobaye fii de. fii amul cobaye. déjà xoolal sama invité daf maa pon. Fatima ay excuse nga wut fu mu toll nii auprès des téléspectateurs. Dis-nous lan nga ci ban analyse nga ciy def parce que aujourd'hui aussi ñu ngi wax ne même côté sud-est mais aussi am na part de responsabilité vis-à-vis des populations. parce que ñu ngi wax ne am na yenn école yoo xamante ne am na ndox ba tey te école yooyu ci ay gox la nekk. gox yooyu noonu am na ay équipe nawetaan am na ay góor yàlla yu fa nekk yoo xamante ne war nañu jël seen initiative bu bopp jàppale parce que seen i ay doom ñoo fay jàng seen i jarbaat ak seen i rak. donc aujourd'hui ñu ngi dem ci échéance yu am solo. bu jàng bi yëngoo dina doy waar. dina doy waar trop abi dafa wax lu am solo nee na ci biir njàngale bi dafa am problème yu bëri yoo xam ne kenn réglé wu ko te boo xoolee tey boo ko indee sur le corps humain par exemple nga gis. nit di traîner benn maladie bu ndaw gis nga bu ko fajul ci saa si day dem di yéeg ba loolu indil ko une très grave maladie day jékki-jékki rek ne club donc loolu la ñu constaté ci biir njàngale bi te li boo gisee routine la man je me dis que nekkul loo xamante ne lu ma bett la Nicolas parce que depuis bu ñu commencé TMTC ba léegi chaque fois école bu tijjee même chose la ñuy waxtaanee te gisoo tey la professeur yi tijji ñuy déggaat la même information kon dafa mel ni daal problème bi mu ngi fii mu mel ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a saafara dañoo tëx ba tey mais man du ma ñëw rek jam baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñooy professeurs yi man je ne pense pas que ne am nañu intérêt école tijji ñu war a dalal xelu parents yi duñ ko def parce que amaana na ñoom dafa am li nga xamante ne tamit ñoom moom la ñuy dund te bu ñu sañoon aussi dañoo bëgg loolu jeex une bonne fois. Est-ce pas une manière ou une façon de mettre la pression à l'État mais aussi est-ce qu'il n'est pas temps système bi ñu dindi ko parce que Pape Ousmane mu ngi koy wax léegi nii waaw mu ngi koy wax léegi nii nee na TMTC ba mu commencé ba léegi chaque école buy waaj a ubbi rek ñu ngi indi jafe-jafe xam nga moo nekkoon sama bopp pour boo ma laajee ma ne la mënu ma ci commenter c'est-à-dire aw ma lu ma ci wax ba pare li gën a doy waar mooy xam nga kon xanaa ubbi tey njàngum tey moom xanaa day gën a gasax c'est-à-dire ñun gis nga c'est dommage mais on donne raison à certains ci seen i analyse da ngay dem ba àll mi da nga ni mais nañu wóolu ñeneen nañ jéem a essayer ñeneen nañ jéem a essayer leneen parce que ci benn routine lañ nekk boo xam ne mënatuñ ci génn te gis nga réew chaque fois dama ko wax livre Aliou Ndiaye bi de dax na ay loolu laa bëggoon tudd sax dindi na leen dama ko bëggoon tudd sax mais dama doon wax ni nañ changer neneen nañ kii nii nañ ut yeneen approche c'est-à-dire nii ñu oser mais ñu am c'est-à-dire njiit yooyu lañ soxla mooy ñu oser ñoo xam dañu fàtte seen bopp rien que intérêt xam maa la wax sànq mën a la réew ku ko bëgg a yàqal njàng xoolal te boo jëlee xoolal année scolaire bi yëpp boo xoolee quantum horaire yi ñu ci perte koppar la xaalis la bu baax c'est-à-dire xaalis boobu noonu xam mën a dugal ci état bi mais imagine léegi année boo xam te ne dañuy taqale ba mu jeexle koppar yi ñu ciy dugal du fay sax heure yi ñu répété waat day dem ba traumatisme li ngay wax ni traumatisme la mooy et on nous parle de plus de 40% du budget national léegi 25 la ñuy wax te à la limite sax xam nga man dama dafa wax ni te ñu bëri dañ ko wax mu 40 dem 25 waaw nañu audité ndeysaan xoolal nañu audité maanaam lépp lu ñuy def ci wàllu budget ci njàng bi ñu xool est-ce que ba ñuy décaissé
fa muy jaar yëpp circuit bi ñi ci intervenir ci secteur éducatif ñëpp est-ce que réellement la ñuy jot dañ ko yelloo wala yelloowul c'est-à-dire il faudrait que loolu tam ñu am Nicolas man mënuma laa wax dara lu ñoom waxul loo xamante ne jotuñu ko fi war waxtaane ñu ànd ak monsieur El Hadj Massal mu wax ñu xalaatam ci njàng meeg njàngalewu réew mi ba tey mu ngi sooxee moo tey lan fan nga jàpp ne que ne xëy na foofu la amee problème ba tax na tey su des taxawee taxawaay bii nii ndax école moom li ci des bu mu bi bëreetu jërëjëf njàng mi ak njàngale mi moom mun nañu wax ne lu ëpp fukki at ay jafe-jafe rek lañ jënat dëgg la nag ñoom nangul nañ ko seen bopp année 2016 2017 2018 am na lu état bi def muy maanaam ñun nag ay syndicat lañu bu nga syndicat doo xëy rek ne li nga bëgg lépp day am tey benn yoon da ngay bëgg fukk am ñeent retourné dem dal juróom benn nag du tax nga ba ko dafa mel ni ñeent yi bu jeexee rek nga ñëwaat boo demaatee ba mu yàgg nga jëlaat soo amaatee tuuti ñëw teg àdduna noonu lay doxee li war ci jàngalekat yi dëgg ñoom xamal nañ seen bopp ne état Sénégal mënu ko defal benn yoon ndax lan dafa nekk ay retard ay année loo xam ne dafa nekk ay retard ay année bu ca ay jéego di dox te natt fi mu ne nii am nañu ay groupe de présidents parents d'élèves yu am fulla yu am fayda maa ngi leen di suivre xaw ma ci kenn nag ñu ngi ci dox ay jéego yu ratax ñu ngi pousser état bi pour forcer ko mu def leen ñoom it nañ leen pousser ñu bàyyiloo leen ñu xam ne ñoom ñoo accepté woon ne dañu nekk ay enseignants pour jàngale ji très bien monsieur Gora delloo nag jàngal xale yi waaw te sédd ci nag yàlla ëllëg ak bañ a lor doomu jàngo d'accord c'est important sëñ Gora njaboot bi moom fu ñu ne public wala privé ci wàllu njàng bi ñu ngi public mais ay difficulté lu waral nga bàyyi leen public ba tey waaw lu mul ginnaaw yaa ngi dégg jafe-jafe yi am ci yooyu parce que gis nañu ne léegi moom mooy mode non public bi mooy kii bi dara nekku ci c'est-à-dire public bi dara nekku ci bu fekkente ne jàng da nga dang ci établissement bi ak boole ka kër gi bu ma la waxee ñàkkorog gi ma dëkk ñàkkorog bàyyi lay seydi bi ma dëkk am na abri provisoire dama nekk ci xolu Ndakaaru dëkk boobu 300 at ak ñeent fukk maanaam Kiriting nga bu wax Kiriting ma nga fa am école boo xam ne bii ba léegi semb amu fa pour terrain rek la moo tax da ngaa wax lu am solo 40% ci budget bu Sénégal buñ ne nañ ko alloué njàng mi kilifa yi bu ñu ko defee war nañ kaa topp ba xam dafa ñu dugg fa leen war a duggam bit mais bu ñu ko topput dañuy dépensé xaalis bu bari te du jur dara mais joxe ko pare doo ko xool amul benn njëriñ comme ñàkkur bi nga xam ne mooy xool Dakar comme moom mooy am ab provisoire xale yi nekk fa di tegloo waxuma laa la dëkk ci àll bi njàng nag moom ku nekk jaar nañ ci d'accord kon kenn ku nekk di jàngalekat kon ngaa def fulla ak fayda ba say élèves nga jàngal leen ndax yow mi tudd jàngalekat dañ laa jàngal bu leen sacrifié woon doo nekk jàngalekat kon na nga def tout ba am ay jàngalekat ci sa loxo am lu jàngalekat sa loxo waaw nag loolu liggéeykat bu nekk dafa àq buñ ko war a jox kon seen àq nañ ko joxe mais ñoom seen mission mooy tey jii boo nekkee jàngalekat dañ laa jàngal comme li ma ko waxoon léegi dañ laa jàngal ba tey nga nekk jàngalekat na nga fexe ba rek ba yow jërëjëf ku bari ku ñu tudd mu jaar say loxo bu kenn ko nag tëgee ne man mii ba fekk may retraité incha allah rabbi ñi mu jaar samay loxo dina am président de la république dina am ministre dina am chauffeur dina am lu nekk wane ne ko ne dinaa ko def man ba bu ëllëgee ma xam ne ministre sàngam ci man la jaar di président sàngam ci man la jaar loolu mooy mission jàngalekat jàngale yombul de da ngay jàngal ci kat ba di yar lu waajuru yarut moom nga la mission pour nga yar ko très bien waaye tamit mën naa ragal bañ a fonk bàyyam fonk la bu fekkee ne suñ ci ko baax ne waaye nag na leen jox li war a moom nag ni ko nag buy liggéey da nga war a jox li war a moom très bien c'est important ngir ñu nekk ci à l'abri Ibrahima dama bëgg a wax ak sama gars yi waa Black Milk ñoom ñu jox ma xëj na ñu yor solution bi ana naka la état war a def ana naka la ñu war a def rek booloo nekk benn ba yëf yi mën a leer pour suñuy njaboot ñu mën a dem jàngi dans la tranquillité
su man damay taxaw damay ñëw yor voix ñi nga xamante ne nii non seulement mooy élèves yi balaa dara xew parce que même bu dul dara même bu ma jàngatul sax non def naa jaar naa école quoi waaw j'ai fait les bancs jusqu'au 5e secondaire sama copain bi aussi am na bac donc dañuy ñëw yor seen voix mooy que gars yi dañ war a mën a xam ni ñuy conditionner élèves yi waaw parce que nit moom bu fekkee da la fiite ndaw nga fiite ko mag moom vraiment yaa ko war a mën a teg ci yoon. d'accord waaw parce que dañ ne àdduna ñett moo fi nekk. mooy démb tey ak suba. yëkkatil micro bi. te démb moo waral tey. te tey aussi moo waral li ñëwagul. donc lépp lu ñuy teg nañu teg si yoon wu leer. d'accord voilà quoi. Nicolas li ma ciy dolli rek mooy comme li sama papa wax léegi. mooy que ne état na fay jàngalekat yi fay gu normal jàngalekat yi àq bii leen war si élèves yi nañ ko def élèves yi jàng. Sénégal am jàmm. Sénégal am jàmm. très bien merci beaucoup Vino mais Abba Ousmane wax na lu am solo Alaaji Sall bi Ndiaye muy enseignant fictif yi ñi nga xamante ne dañuy fayeeku ne ay enseignant lañ te duñu enseignant mais tàggante tamit dafa am muy part de responsabilité boobu nga xamante ne jox nañ ko enseignant yi am na benn manque de responsabilité bu ñu bañ a gérer. parce que balaa maa ñëw ci loolu sax dafa am baat bu may déranger moom toujours. nañ sauver année bi. non année bi ubbeegul ñu mbokk. non foofu la ñu jëm si. déet non xaar maa ngi ñëw. ah te Alaaji damay bañ xam nga ne loolu tàmm wax ne day am. Alaaji ubbeegul Alaaji demal feneen. baat boobu dafa may déranger nañ sauver njàng mi. non nañ sauver njàng mi nañ bàyyi nañ sauver année bi. nañ sauver njàng mi. mais dañuy dem fi nekk nii professeurs yi gouvernement bi élèves yi nangam bañ dem ba cëggal guy gi nag ñun léegi nañ sauver nag année bi. fekk xale yi toog nañ 6 mois yoo xam ne perte nañ ko. bagu 2017 ku mu yeewul ci njàng mi gàcce la. sauver élèves yi moo gën. moo gën mais élève ki nga xam ne day mbubboo woon nii enseignant la. ñu koy fay te jàngalewul kooku riba lay lekk riba la. loo ci gis ay ordonnance lañu koy jëndale seen doom yi ñuy feebar ak ngas ak jabeet ak xureet ak njàmbataan ak lu leen di leen dal wala lu nu am mu dem fekk la ñuy fayeeku moo lewul. gis nga liggéey li ngay liggéey ñu la koy fay dafa war a lew heure bi ngay liggéey sax am na heure yoo ci ñoo cay tappalee wallahi alazim bu ñu la ko fay gis nga centime yooyu léeg-léeg moom ngay jënd ay ordonnance wala muy réer rek parce que riba la nit da nga war a nite te di ci des tamit mooy yow bu ñu la jàngalee ba nga nekk jàngalekat góor wax na ko fayal bor bi dan laay jàngal yow ba nga nekk jàngalekat fayal bor bi sax nag fayal bor bi nga ne man ka dañ maa jàngal bu nekk jàngalekat naa fay bor bi et puis lan la professeur daan siitaroo tel ministre wala tel président de maa ko jàngal wala tel directeur société maa ko jàngal mu doon fierté mais léegi loolu amatul parce que dafa mel ni ñi bëggatuñu nit ñi bëggatuñu sax seen métier xale yi bu ñu toogee ba naan danoo bëgg a jàngal leen ñu te sama papa daan wax am réew jàng leen boo leen jàngee xam ko xam am ko am man ku man tedd ku tedd tere say mbokk te jàng moo yorum réew mais bu ñu demee ba njàng moomu na sax ci réew mi ñaata at boobu léegi mas wax na ko léegi nee na lu toll fukki at njàng maa ngi soxe ñu dem 2016 2017 2018 am lu état def état aussi na double effort am mag buy naan ndox mu tàng suukar saa tax nañ leen fay li ñu yellool muy jàngalekat yi ñiy jàngale nag jàngalekat yi dul jàngale tey bu boobaa jàngkat na leen génne ci biti réew mi faawun waxante dëgg ci suñu biir parce que bàyyi raayante beeg tappal bi kii ñoom ñoo gën a xam ñi jàngalewul ñoo xam nañ ko parce que tey ji man saala bi gi damay nekk benn kilifa waaye sama doom ji de am na defem damaa bëggoon ko dugal fexe ko mu dugg enseignement supérieur muy jàngale yow ñu war laa jàngal ngay jàngale d'accord ñi ngay jàngal lu ñuy xam dara réew mi fii ba réew mi feebar réew mi moo feebar ñu bàyyi la nga clore waaw dama koy clore ci ñetti pàcc rek yi ma fi jot a dégg li ba ngay wax bi ngay door commencé nga ni population bi dañoo war a impliqué wu tout à fait dañoo war a impliqué wu tey école yi ngay dégg yëpp tey façon école boo dégg bu amul ministre tey wala président assemblée jaar fa bu ñu xoolee rek lycée bu Kaolack wala genre yu mel noonu ñooñu tey mënoon nañ def bañ a xaar gouvernement dem sa école bi nga jàngee woon defar ko indi fa ay table banc loolu pour man fierté la ndax da ngay dem fi nga xam ne fii laa dooree baax tey boo ko defaree da ngay jox exemple ñi nga xam ne tey ñoom nga fa fekk exemple rek en 2015 bi may nekk Thiès FM gis naa benn homme d'affaires def lu rëy école Thiès taaxi kaw école primaire taaxi kaw defar ko ba école bi mel ni tey boo duggee ci école bi da nga naan nekkuma Sénégal mais boo génnee ngay xam ni tey yaa ngi Sénégal ndax tellement ni mu defaree école parce que demoon naa couvrir ko mu def ci loo xamante ne lu am solo loolu dafa doon exemple yu nga xam ne dañ koo war a suivre dañ koo war a topp concernant nag enseignants yi tey waa FASTEF ñu ngi kaas
classe ba tey dugaluñu leen enseignement public te pourtant région yi wala sax village yi am na ñoo xam ne amuñu jàngalekat dañoo manqué jàngalekat alors que am na ay enseignants yu génn yor seen diplôme jàngale wuñu amuñu fuñ jëm loolu tamit nguur gi war na koo xoolaat bu baax bu dee rek bëgg nañu xoolaat année bi ñu defaraat ko bu baax ak itam niveau bi nit ñi léegi duggatuñu nekk enseignant ndax volonté dañ koy def parce que awma lu ma def lii moo fi sës naa ko def lii moo fi sës naa ko def nag ak doo bokk ak ñi nga xam ni suñu magi démb jàng ay 1960 70 du bokk ndax ñooñu bañ ciy dugg amour moo taxoon ñuy jàngale dañoo ne man enseignant la damay dee nekk enseignant dama ko gëm mais tey jeune enseignant yi tey nañ ma baal je n'ai rien contre eux mais dañuy jàngale parce que amuñu liggéey ci domaine bi nga xamante ne si moom lañ jàngee université dañuy dem concours dugg génn dem jàngale ji damay def li ma mën su ma paree dem sama yoon kon donc ñun ñëpp tey population bi yëpp muy gouvernement muy ñëpp te gouvernement di bañ di signé ay accords yu ñu ko xam ni leer na ko ni tey du ko respecté accord boo signé accord ak syndicat respecté woo ko bu grévé yaa ko tooj parce que yéen a toog lëlu mu nga wax ko lii dinaa ko def mu ne la lii laa bëgg nga ni ko dinaa ko def ngeen signé baax na tamit syndicat nag jël auteur de waaw mais ngeen signé bu loo xam ni mënoo ko mu jël auteur laa des fois syndicat mu jël auteur te syndicat li ko tax a jug dëgg mooy naka la ñuy def ba agent yi employé yi mën a nekk à l'aise à l'abri ci seen liggéey maintenant des fois ñu xaatim yenn yoo xamante ne après day am ay contraintes parce que imprévu moom ak àddina waaw mais balaa xam nga tey nguur dañ ko teg pour nga am conseiller am déco dañu naan manquant de éducation dafa am ministre bu fa ne balaa ngay signé dara wala balaa ngay dugg ci dara am nga moi je parle de contraintes et imprévu ça n'a rien à voir mais aussi war nañ xoolaat li ñuy signé bu baax ndax syndicat yi foofu rek la ñuy tënkee foofu la ñuy tëyee nguur gi booy xool heure bi ñuy grève accord yi ñu signé woon jour bi respecté wuñ ko ñun tam dañuy banque suñu loxo li ñu waxoon ay prime yu ñu doon correction fay ñu ko parce que yaa leen ko dig même bu dee ni ñoom dañoo war a xool ci seen doom léegi tamit ñu bàyyi ba benn moment nag ñu xam ne heure bii dafay waaw mooy année électorale bi année électorale bi te fi may jeexalee Nicolas mooy foo xamante ne si tey jàng bi da ngay gis koo xamante ne si rek day xëy rek taxaw ne bàyyi ba dara ne këtt ne jonn comme ñun année bi nga xam ne ñu ngi ko doon def première dañoo grève ba élection jot am benn kilifa diine bu mag woo leen ne leen duggaat leen ci classe ñun ba ñuy dem di defi di passer première di def terminale boobu 3 mois kese lañ jàng wala 3 mois yi sax matul ñu dem def terminale. Merci beaucoup Abi Sow pour l'actualité de l'internet appelé Actubuzz. C'était la première actualité ñu àndoon ci ak Dakar Matin ñu xamal le Sud-Est prédit une année mouvementée. Nous rentrons dans le vif du sujet avec Pape Ousmane Cissé et son invité monsieur El Hadj Massal, président du regroupement économique des entreprises industrielles et artisanales de la SONEPI. Anarchie, indiscipline, SODIDA, asphyxié par ses occupants. loolu laa bëgg nga njëkk rek tontu balaa ñuy dem ci ay questions waaw. muy lan ak lan. ah mooy anarchie bi ak indiscipline bi ci biir SODIDA. ah loo ci am yow foo nekk yow non SODIDA wala SONEPI nga wax. man maa ngi SODIDA non. déedéet nekkuma SODIDA. déedéet fii du SODIDA. fii fan la. yow SONEPI nga nekk. SONEPI laa nekk d'accord léegi nag ñu ne ginnaaw yow yaa jiital yaa yor kuréelu SONEPI bi. léegi situation wu gox bii nii parce que dañ ne zone industrielle je pense que maa ngi ci zone industrielle. moo xam SONEPI la wala SODIDA comme nee naa SODIDA ñu ne déedéet yaa ngi SONEPI kon maa ngi SONEPI mais maa ngi zone industrielle. léegi jafe-jafe bii nekk fii yëpp nga xamante ne kenn rafetlu ko en tant que président di jiite SONEPI loo ci xalaat. waaw jërëjëf wax nga lu am solo loo xam ne war nañ ci waxtaan. yow am nga ci wàll donte la yaa ngi ci commencé dugal sa loxo tey. d'accord ndax. zone industrielle Bourguiba rek moo am tout court. lu indi SONEPI ak SODIDA. SONEPI bureau d'étude la boo xam ne président Abdou Diouf moo ko créé mu nekk un bureau d'étude. mu ut financement def étude de projet pour am financement pour réaliser SODIDA. mettre ko location simple 10 ans location en vente 10 ans ainsi de suite. mu nekkoon première phase ak deuxième phase bi moom lañ ñu jox ñun les petites et moyennes ñu viabiliser ko suñu bopp. lu fi nekk ñoo ko fa defal suñu bopp yow nga installé fii ci SONEPI bokk la SODIDA seen table yëpp nag SODIDA ngeen def
dëgg la xaj na tur sax dina am dàkkante waaye nag réalité bi bokku leen Sodida yéen a ngi nekk ci zone industrielle de Bourguiba mais zone industrielle de la Sonopi fii nag alhamdulilah li tax mu mel ni tey sunuy doom ak sunuy jarbaat la ndax li nga fi gis tey 95% yi du attributaires yi ñoo ko fi def déedéet am na fi nag am na fi ay mécaniciens yoo xam ne ay attributaires lañ moom seen parcelle loolu nag la ko def bokk na ci bi Sonopi di attribuer respecté wuloon secteurs yi. lu ko mën leen regroupé. lan moo war a respecté wu ko. administration la woon loolu mënu ma coon dugg. d'accord Pape Ousmane. mais ni mel nii yow bëgg nga ci maanaam Sonepi tey sooy génn di doxantu di wër ci biir Sonepi di xool di yëngatu amul dara ni nga ko gisee daal yànji na ba war nañ fi mën a ñëw xool visiter. dëgg mu baax la dëkkuwaay yëpp dëgg mu baax la ko viabiliser dama ne ni ngay gisee yow Sonepi laa wax bëgg nga ci kontaan nga xar kanam bi mu am. waaw sooy doxantu ci biir Sonepi. waaw jamono yi di nga ci bëgg ci xar kanam bi mu am. non du ma ci bëgg du ma ci bëgg ndax ni mel. mën nga ñoo wax rek yow nan nga jàpp ne noonu la mel. li mu mel mooy am nañu ay xale mécaniciens yoo xam ne jamono bi léegi li mu laaj li muy doxee xale yi dinañu teel a beru lool génn nekk ci mbedd mi liggéey foofu la arrêté moom nee naa la waxuma ne la amul mécanicien yu ñu attribué parcelle ñu nekk ci mbedd mi liggéey waaye bëriwul 90% ñu nekk ci mbedd mi liggéey. yaa ngi woon ci lu am solo nga ni dañuy jékki-jékki rek beru. maanaam ku ne da ngay xëy ber sa daara. xale yu ci bëri dañuy génn rek ber sa daara. mais ban responsabilité ngeen ci. waaw mais ñu mel ni yow la. maanaam. au lieu nga ñëw. góor xuma yore garage am. nga xam ne su ma ñëwee ci garage su góor xuma. fay fi 50 000. laaj macha allah apprenti góor xuma la. bi ma fi ñëwee di liggéey lu moom la ma boole loon. ma ne la waa mais Mass man sama oto bi dafa am tuuti problème nga ne am indil ma ko au lieu nga jox ko góor xuma ma gaare ko ci mbedd mi di ko liggéey. bon léegi yéen responsabilité ngeen ci am en tant que organisation boo xamante ne bu formel la ngeen ne yéen da ngeen regroupé en tant que ay industriel ak ay artisan nekk ci zone bi kay xanaa li njëkk ci seen responsable mooy fexe ba dëkkuwaay bi ku fi war a tegee noo xam ne war a fi tege ñu taxaw ne la du nii xanaa loolu nag duñ ko séntu ñu mel ñee waaw loolu ñi ngi ciy dox ay jéego loolu tardé ñi ngi ciy dox ay jéego bu baax ba doo xëy benn bés bëgg génn sa kër du mu nekk wala yow dëkkoo fi déedéet dëkkoo fi li tax ñi ngi ciy dox ay jéego dox ay jéego waaw ñu ngi ciy dox amatu leen fu ngeen dox yéen tali yëpp taxaw nañ yéen fu ngeen war a jaar yëpp taxaw nañ bu dul ay oto yu yàqu ay lan la sax ay dénk yu kenn xamu leen ci tali yéen fan ngeen di dox waaw waaye adduna seet damaa gisul fan ngeen di dox bu ngeen def adduna du noonu du naka suñu neexoon zone industrielle de la Sonopi gi 95 parcelles yi ba ci yéen fii laa defandoo titre foncier jàll section définitive lu fi nekk titre foncier la loo bëgg wax foofu ay titre foncier la nit ñi ñoo ko moomal seen bopp muy lu am valeur d'accord boo ma déparé loon tey Yoff ba pale comptellement 100 maisons yoo xam ne taxoon nañu am titre foncier. ndax loolay wax ji. amul waaw dafa nag foofu laa jëm si. waaw kay. suñ ko amee nag am suñuy titre foncier am suñuy jarbaat ak suñuy doom mënuñu leen a xëy rek ba sànni leen sànni leen ca àll ba. waaw nañu leen teg ci yoon xanaa ñu organiser leen waaw foofu laa jëm si. ci biir organisation boobu nag. ci lañ nekk ak ñoom. tardé wu leen ca. déedéet wax nit tardewul tardewul ndax yàlla def na xataayu zone bi tax na
ci jéego yoo xam ne Aly Ngouille Ndiaye sunu ministère tutelle moo ko doxoon. 20 parcelles. 20 hectares yi ca Diamniadio. tax na ba président daal fi li jox nañu 20 hectares ak Diamniadio. ba léegi demagu leen. demaguñu xëy na lenteur administration moo fa am te bii loolu yemuñu fa. mu boole ñoog les militaires formation professionnelle pour xale yi mécaniciens yi ñu jox leen 10 hectares kon mécaniciens yi ngay gis ci mbedd mi tey. wutal nañ leen 10 hectares yi. d'accord Abison. wax nga fi léegi tudd titre foncier ndax titre foncier tey may na nit droit muy dund ci anarchie titre foncier dama yaakaar ni tey fi ñu la rëddal rek foofu nga am mais beneen wàll wi askan biy dox ci kaw tali bi ñoo ko moom. waaw xam nga su ma la waxee loolu dama la xamal ne la ñi fi nekk tey am seen titre foncier bu la neexoon ñu am seen fulla ak seen fayda dans 30 minutes suñu doom yi fi saru jarbaat yi fi nekk jege fi mais bàyyil xel ne xale yii fi nekk de suñu doom ak suñu jarbaat ñu di leen utal fu ñu leen yóbbu pour jële leen fa kenn ku ci nekk tey yaa gàddu sa ndey ak sa baay gàddu waleeg ñi ñeneen yow doo xalaat loolu da nga bëgg rek ñu tëb rek ramasser leen sànni ci àll ba. pas tëb ramasse leen. mais tey doom ak jarbaat ak mag frère lépp am na ku ci nekk sa njaboot nga yor. mais yor sa njaboot war na tax ngay lor ñeneen ñi. non loraange gi am na ci dëgg la duñ ko wéti buy am ñun ñoo ko jiitu. ñun ñi moom sunuy parcelle état jaayaat ñu ko muy suñu titre foncier ñu def fi suñu activité di jànkuwante ak lenn li ñun la gën a métti ñun la gën a métti ci yéen ñi fi jaar. waaye nag bëgguñoo tëb rek ne dañ ko war a def parce que quand même dañoo xëy rek. xam nga mairie bi dafay yàgg di dànkaafu mécaniciens yi fii toog à chaque fois ñu dégg ñu ne maire nee na dafay jële ñi mais tey jii dañoo gis ni lan moo gën a yéexal affaire yi koo ne tey suba dañ lay jële xam nga lan ngay indi li nga indi léegi amaana sax kon ndaw ñi say kàddu lañ dégg fa la ñuy jàppandu à chaque fois mooy maa yor samay njab maa yor samay wayjur ci man la ñu yaakaar te pour man loolu du excuse ba tax yow nga nit fu mu war a jaar tey taxi wala sa oto boo naree koo wax Sodida sax mu ne la du ma dem foofu te moo ne ñu ni tamit de fii la ñuy gañee fii la ñuy jàppalee suñuy waajur mais xamuñu ni ñun tamit ñu ngi ñuy lor ñu ngi ñuy tardeel suñu liggéey. mais du ñun rek bul wax rek ñun rek. non exemple la rek. métti na de. nangu naa ne du yéen rek la yéen a ngi ci biir clients yi nga xamee ne tey ñu ngi fi ñëw ñu ngi ci biir man du ma mécanique defuma mécanique bâtiment ay travaux publics lay def. waaye dafa mel ni sa buntu entreprise bu ñu fa ñëwee itam dañ fa fekk ay oto yu bëri yu gaare ci tali bi. gaarin boo xamante ne dafay indi gàllankoor ak keneen. waaw oto bu gaare sama buntu entreprise. te du visiteur na la wóor ne dama am tolérance pour ba ko fa. waaye du sama ñàkk fay. loo tuddee tolérance ngir ba ko fa. ah loolu naxat loolu déggoo la ak mairie wala non xam nga. gaare tamit Alaaji Sall ah. dafa ndànk. waaw. du loo déggoo ak mairie. mairie bi bu sañoon li fi nekk du fi nekk. ñun suñu sañoon li fi nekk du fi nekk. dañu ne nañ ko dindi ndànk-ndànk ñu ngi koy dindi. dara tëwul ñu nag dara empêché wuñu nag ñu noon bu ñu neexoon tey mu jeex. waaye àdduna du demee noonu xaj na tey lii fi nekk yëpp tey bu ñu xëyoon sànni ko bu subaa am jarbaatu saala biige bu dem seeti saala biige am jarbaatu góoro bu dem seeti góoro ainsi de suite kon ñun li ñu jàpp mooy en tant que responsable ñu ngi leen di doxal ba am nañu ay hectares yu leen préparé la d'accord seeni hectare doy ci kàttanu yàlla dinañ leen fa yóbbu. très bien Alaaji Sall te hectare boo xamante ne xamagoo kañ lay sotti benn te kenn mënut a defar moo xam sur le plat wala omelette te doo toj nen donc loolu tamit c'est un problème bu nekkee tamit réew bu bëgg dem ca kanam. namanes mooy amee ah. wala namanes li sama doom ji di wax. Alaaji xam nga Alaaji Mass dafay mel ni aussi li muy wax nii. toogaayam bi def na ni mbay seen lay def de contribution. li yàgg li waaw question la mais dama koy ambale jox ko. dafa mel ni aussi li gën a tardé réew mi ci la bokk muy maslaa beeg sentiment bi. sa buntu kër da ngay xajal léegi benn xale ñëw teg taabalam
di kole ay dàll nga xajal ko mu fay nga nekk sama jarbaat la garaawul nga xajal ko mu def fi juróom-benn weer def cantine sës ko ci miir bi nga ne garaawul de cantine lay def bu tegee ñetti weer commencé def fondation def ñaari miir boo ñëwee ni ko ñaari miir yi ngay def nii rek ñu ne waaye góor gi dafa soxor waaye waa koñ bee njëkk a génn waaye jàppale ko xale mu def miir jël na voie publique jël na ci sa kër baare na yoon bi insécurité tege boole kook fii bu ñu wàccee léegi 19 heures balaa ñoo génn fii nii camions yi gaari fii xam mécanicien lañ wax mais jaaykatu daal yaa ngi fi defarkatu daal yaa ngi fi vulgarisateur yaa ngi fi camions yi gaaree ngi fi fii moom li sama doom la wax léegi ab yi dafa am ay grande entreprise yu mag mais pëccëxoo boobu man dama ne sax lii xëy na nii la juddoo nii la mel parce que man ba may nekk xale bu nëgë ni nii laa gis Sodida mel ko zone bi te xaw ma ni woon sax tey jii fii bokku ci Sodida pëccëxoo boobu ñu bàyyi ko ci ba tey ngeen yéen a ngi préparé benn hectare boo xam ne jël ay mécaniciens yóbbu leen fa xanaa mécaniciens yaag cordonnier yaag gaarekatu camion yaag jaaykatu tàndarma jaag ñëpp la ñuy boole kon yóbbu foofu parce que fii moom li wér te wóor mooy dara jaaru fi ci yoon balaa ngaa gaare léeg-léeg ma tooñ ñi fii balaa su ma ñëwee gaare rek war naa doy ñu xam ne liggéey si naa ma taalal sama oto ñibbi balaa maa gaare du ne laay daj ñun ñëpp balaa ngaa génn leneen ngay daj mais loolu kay bu dee yéen am ngeen ci pexe boo xam ne askan wi la neex mais askan boobu ne leen état jàppale maire yi jàppale leen lu ñu defar ko parce que tamit fudd sax boo ci dee xalaat damm say yax du tàlli waaw li nga wax dëgg gu wér la waaye mun nañu wax ne li ñuy waxaat rek ci la ñuy delluwaat mairie bi yaakaar naa ci semaine bii ñu nekk il y a 2 mois gis ngeen ne préfet waaw ak sous-préfet ñëwaloon seen bopp gis ngeen ne am na tuuti changement gis ngeen ne am na fi ay rue yoo xam ne ñun ci suñu bopp sax ñu ngi volonté di ko defal ay pavage suñu bopp ngeen seete am na fi ñaari rue yoo xam ne awe nañ ko bu ngeen seetee Dembo Njaay rek ONAS mi ngi fi lu fi nekk nag na la wóor na chef d'entreprise yi fi nekk rek ñoo ko fi def mairie bi nag dooleem néew na lool waaye nag mu ñuy accompagner li mu mën xaj na nag dooleem moo bariwut moyen moo bariwut ba pare it mu nekk zone industrielle liñ ci jox maire yi liñ ci jox maire yi moo bariwut responsabilité bi maire yi am ci quartier résidence yi amu ko fii fële bitig ba fay ubbi sax am na ca wàll mais zone industrielle du loolu zone industrielle c'est purement privé fii bi ñu ko jox c'est des montagnes de dunes ñoo def suñu bopp terrassement ñoo viabilisé li fi nekk lu dañoo ko def du route du téléphone du ndox lépp lu fi nekk ñoo ko fi defal suñu bopp ba ci démb c'est privé état defaluñ ci dara d'accord biñ fi topp Ablaye Wade ri 14 prolo si biir rek la commencé yéen nag dinaa ñëwaat ci yéen ci Sonopi ngeen bokk ñun Excaf di ñaanal borom kër gi moom ndey te jamonoom wax dëgg yàlla muy alaaji daan na wax ne lu ngeen nekk maa nga ci kooku la alaaji benn baax jaay macha allah day daan nañu tàllal loxo yi tam waaw góor gu baax ñu ñaan yàlla 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 xarel ko amiin amiin yaa rabbal aalamiin yokk leeram yàlla yokk leeram te taas ñu ci barke amiin yaa rabbi Fatima wuyul zone industrielle Sonepi bi ni mu mel neexul kenn rawatina ñi nga xamante ne ñoo fi dëkk parce que boo xoolee boo fi dugg da ngay foone ay bërëbu liggéeyukaay rek a fi ne mais am na ay nit ñoo xamante ne fii nii la ñu dëkk man dama ne amaana na sax pour jëlee leen fi tout d'un coup mënul nekk lu yomb mais au moins li ñuy wax épave yi moo oto yi nga xamante ne
kenn mënatu koo defar économiquement comme waa techniquement mënatuñ ko defar mais au moins sax ngeen commencé par foofu parce que defe naa ne état bi commencé woon na ko fële en ville commencé oto yi nga xamante ne dañoo nekk ci kaw tali bi te kenn mënatu leen utiliser ñu leen fi jëlee ndax dem ngeen seeti ñooñu pour que ñu mën a ñëw fii je pense que loolu benn début la au moins en attendant sax ñu leen fii mën a jëlee définitivement. waaw loolu wax naa la boo seetee il y a 2 mois. préfet sous-préfet def nañ fi 2 jours commencé Solida ba yegg si xëy na amoon na yeneen activité ñu dem semaine bi ñëw di nga gis ne maire yi aussi incha allah épave yooyu nga wax maire bi fas nañu ànd ak ñun nit fas nañ yéen a accompagner maire yi Solida ak Sonepi jox ay moyens ñun les chefs d'entreprise jox leen ko ay moyens yoo xam ne épave yooyu ngay wax désablement bi et cetera dinañ ko fi jëlee ñu ngi séentu ci loolu seen participation incha allah tous les chefs d'entreprise loolu kañ dina ñëw loolu moom participation moom jafewul Moussa Gueye man nag dinaa la xaw a gësam tuuti parce que sama gars yi dama jàpp ne dañ lay yërëm ndax mënuma gëm nga jiitee lu toll ni domaine bi jafe-jafe yi fi am yëpp lenn kese moom mooy cause bi mooy problème accessibilité te li ko indi du lenn lu dul yow ak sa yeneen i moroom naaw yi fi am entreprise yéen a jël seen buntu entreprise yooyu noonu soit ngeen teg fa ay oto wala ngeen stocké fa seen i produits ba noppi bàyyi ñi nga xamante ne amuñu espace fenn ñu ñëw occuper trottoir yi mu nekk loo xamante ne indi na problème accessibilité après tey nga bëgg taxaw expliquer ñu ne ñu titre foncier la wala problème mu maire yi amul ay moyens certes mais dama bëgg nga comprendre que ne maire yi il a pouvoir de police te problème bi ñu am fii Solida du lenn dul entrave volontaire à la libre circulation man sa buntu entreprise romb naa fa oto yoo xamante ne taxaw bañ taxaw foofu du yoon te amul benn autorisation boo xamante ne am ngeen ko. dimanche passé gis naa fi entreprise boo xam ne dafa génne ay boissons yu expiré. tuur ko ci boissons yu expiré. tuur ko ci tali bi boisson yu yàqu. ay boisson yu yàqu yoo xamante ne kenn waxtu koo naan. mu tuur ko ci tali bi indi xet goo xamante ne. mu tuur ko ci tali bi noonu ci tali bi la ko tuur. lu tax woo police yow mat na li mu fa tuur mat na ay litre. waaw lu tax woo police. non xam nga fekkuma ci disposition yi mooy parce que dama def reportage ci épave yi. dinaa ñëw foofu noonu indi xet goo xamante ne. waaw mais nga woo commissaire Ba loolu ku teew la dara yëkkati sa téléphone. woo commissaire Ba bu dinaa ci ñëw indi xet goo xam ne kenn mënul nooy te moom yëgu ko. waaw Nicolas man de bu fekkee woon loolu dama koy def. may ma pour modèle Nicolas may ma ñëw. si ma jublu Ba Ousmane. Nicolas may ma ñëw pareegu ma. kii mooy commissaire Ba. may ma ñëw pareegu ma kii moo tax ma xam monsieur commissaire Ba de. pareegu ma te moom président yëgul loolu. ñu beneen bi ci topp amul intersection booy jàdd ci Solida bi fekkoo fa épave plateau camion boo xam ne kenn serviratul maanaam. utiliser tuñ ko. d'accord muy ñaar bi ci topp mooy trottoir amatul ci zone industrielle bi te ma xamal ne zone bi nii. site de dégagement la parce que oto yi di génn ci corniche bi ci zone bi la ñu war a jaar travaux yi nii am ci buntu Excaf travaux yi gars yi stoppé nañ ko depuis 2 mois. bàyyi fa un trou béant. non ban 2 mois ëpp na loolu. non bi ñu arrêté bi ñu commencé liggéey ëpp na ko mais bi ñu arrêté travaux yi ci 2 mois la toll ñu bàyyi fa un trou béant boo xamante ne pour nga jàll ay difficultés yi. ba pare waajur yi nga xamante ne mooy liggéey foofu ñu yàq liggéeyam. justement di ki doon raxas oto yi di kii amatul xëy. bàyyi fa ay problèmes yu métti métti loolu lépp nekk ay problèmes yoo xamante ne pour saafara ko. léegi nag il faut nga bàyyi ko nag mu déwéle ci poche parce que yaa ngi boole ñeenti question bi ñëwagul. waa déet ah question bi ñëwagul de. ah déet loolu fu mu nekk. li ma bind yëpp may moo yeggali waa demal li ma bind lim yëpp nekk na ay problèmes yoo xamante ne soxlawul ñu naan. c'est pertinent vas-y waaw. soxlawul ñu naan mairie amul pouvoir xam nga lu mu laaj ñu gëm ne lii gàllankoor la pour yow mi fa dëkk pour yow mi fay liggéey ak pour kii traversé ñu yëkkati ko yow lan nga xalaat si loolu en tant que président. waaw jërëjëf xam naa li mu wax ne lu tax nga fekk ñu tuur boisson ci tali bi. waaw te yow wooyowuloo police d'abord yoolu it war nañ la laaj loolu lu tax nga def ko. waaye Sénégal yi dañ lay wax sa yëf yow yaa police balaa mu la ñëw sax xet gi naaw ndax loola balaa police ñëw xet gi day naaw ndax police ñëw xet gi naaw dama sori ñooy laaj grawul li nga wax nag dëgg la. allez-y président Sall waxuma sax mécanicien yi. waaye zone bi moom yéen ak ñun ñëpp war nañ ci dugal suñu loxo ndax lu ñu toléré guddi sax di nga fekk
ay camion plateau yoo xam ne chauffeur bi def ko fi dawal rek pour garer ko fi dem doxi soxlaam ñëw jël ko déchargé wu fi dara jëlee wu fi dara itam gis nañ ko fi gisaat nañ ko fi. léegi itam ñu gis beneen bi tamit comme bi ngay wax. loolu itam li mu wax loolu. lu am la. épave yi aussi lu am la. comme nag yàlla def na loolu am na tey kay constaté na ko ñun constaté nañ ko li ma jàpp mooy. te zone bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñu bokk commencé defar tàmbali leen rek ñu dem. ñu bokk defar bi ñu commencé woon. ñu fas yéene continuer defaree noonu. mais ginnaaw constat boobu noonu ñëpp def mais ay chef d'entreprise ngeen nekk ci zone bi xanaa am na lu ngeen am ngeen njëriñ pour zone bi loolu aussi foofu am nañu amal ngeen njëriñ zone bi c'est-à-dire bëggoon naa aussi ngeen ñu seeni activité est-ce que yéen a ngi contribuer ci liy yóbbu réew mi ci kanam ndax yéen a ngi jël ci doomu réew mi aussi di leen liggéeyal tey chef d'entreprise yi ngeen doon ndax mën nañoo xam ñaata ci ay doomu aadama ngeen di liggéeyloo ci zone bi. waaw zone bi yaakaar naa tey li ñuy liggéey ci Sonopi Solida buñ ko génne woon tey da nga ne ko li ñuy liggéey li ñuy lekk wala li ñuy jëriñoo Sénégal def fii la. ndax. te ni douane boo gis fii lañ ko ñëwee. te ni douane boo gis. mu sol. fii lañ ko ñëwee. dëgg la. te ni gendarme boo gis fii lañ ko ñëwee. dëgg la. te ni policier boo gis fii lañ ko ñëwee. ci bëri waaw. ba boo demee présidence. les gardes de présidence sax. les son robe et son manteau. et son sarp. kii fii warul ñàkk insécurité. fii lañ ko liggéey ginnaaw yooyu yëpp fii lay jaar. fii lay génn doo ko def fii lañ koy liggéeyee. waxuma la nag ci yeneen produits yi. comme yan il faut nga limal ñu aussi. non produits yi fi nekk bari na parce que dans la zone Sonopi et Solida ñi ngi ci 18 branches d'activité yu bokkut. 18 ñu ngi fi. secteur d'activité yu bokkut. yoo xam ne mënuñu moo toog sax pare parce que préparé wu ma ko. en moyenne combien ñaata ngeen di employé fii nii ci. employé fii boo koy seet on a dépensé plus de 6 000 emplois. mun na fi 4 wala 5 yoo xam ne kenn ku nekk boo demee mi ngi plus de 400 personnes. léegi nag yenn stratégie ngeen nar a mettre en place nag pour assainir tali bi nit ñi mën di dem di dikk te du jafe parce que abi li mu wax dafa am solo da ngay jël oto ne ko Solida laa jëm mu ne demul foofu nga fay ko sax lu ëpp sax mu ne demuma fa nga ne ko lu war a loolu mu ne dafay seere loolu tamit nekk na jafe-jafe. waaw loolu daal yaakaar nañ ne ñun dina mos a jeex. joli kër la kii. dina mos a jeex. joli kër la dina mos a jeex li koy jeexal nag li koy jeexal nag. il faut rendre sàmm ñu wax ci Ndiaye bi mu fi ñëw fii avant muy nekk ministre de l'intérieur lan moo doon taxawaayam fii. moom daje naa président tamit. waaw mais balaa loolu mais ministre Aly Ngouille Ndiaye ñëw. Aly Ngouille Ndiaye constat bi ngeen am moom la amoon bi mu ñëwee constaté ne depuis 25 ans entreprise yi développé nañ ba xajatuñ fi. ba ñu ngi créé ji ay succursale loolu taxoon Ali dem ci président waxtaan ak moom ba mu jur 20 hectares yii ñu am tey. kon te dama lay wax xamal ne la. soo ci boolee fii keroog bi nu jàllee dinaa ci dellusiwaat nga wax ñu ne amul solo. waxuma la viabilisation bi ñu def. mais terrain yi bi ñu jàllee section définitive ça nous coûtait 1 milliard 400 millions de francs CFA. état moo nu ko jaay nu jënd ko. 1 milliard 400 millions de francs CFA ku nekk fay am nga sa titre foncier. lu fi dañoo ko defal suñu bopp. wax nga ko dëgg la. kon bokkul ak. aselem nga dëkk. wala sa dëkk nga xam ne. addiction d'eau ba tey ba bu yàqoo sax
état ngay xaar mu def ko. ñun xaaruñu état ji dara. D'accord, très bien. On y reviendra tout à l'heure, M. El Hadj Massal, muy président du regroupement économique des entreprises industrielles et artisanales de la SONEPI. Ñu nekk di waxtaanee lu jëm ci anarchie, indiscipline, SODIDA asphyxié par ses occupants. Nee na waruñu wax SODIDA, SONEPI la ñu war a wax. Suñu xel yi la bu yàq parce que loo xamante ne ba nga juddoo ba tey moom nga tàmm di wax boo bëggee xëy naan maa ngi dem SONEPI. soo ma permettez kii mu bees la mu déet ah. soo ma permettez du ma la wax ne la dama ne la zone industrielle Bourguiba rek la. D'accord. dafa nekk ñaari secteur. D'accord. SODIDA. fan la yem. benn promoteur immobilier la muy hangar yi. mu liggéey ko mettre ko en location simple et vente. D'accord. lu bokkul ci hangar yi SONEPI la ñoo ko yàlla suñu bopp. Très bien dinañ ci dellusiwaat incha allah président ci noonu nag dañuy jàll ànd ak Fatima Aïcha Bokoum ci chronique bébé maman ngir mu waxtaanee pourquoi certaines maladies se féminisent mais balaa loolu dama bëggoon très rapidement monsieur Gora Khouma jox ma xalaatam rek ci SONEPI SODIDA melokaan bi. waaw man de am naa ci dund naa ko. maag samay ñooñ ndax bureau immeuble bi nekk en face yore nañ ko 3 ans. D'accord. xam naa fi. mais xat-xat ak da ngay dindi ay réunion ni ñoom retard léeg-léeg daal jafe-jafe daal. D'accord. moo war bokk mbooloo bi daal nañ comme nañuy luye rek nañ uti luye ji feneen. nañ fi génn nga joxe sa xaalis pare du am activité. mais ñun suñu oto boobu ñu doon fa ko gaare. bâtiment bii. bien sûr. 3 ans ou 4 ans yore nañ ko. D'accord. kon xam naa ci dara. te fii lieu la boo xam ne bi lieu de rencontre la. zone industrielle la. kon kay dañ ko war a ñu soxla woon jigéen ci ay réglementation. comme ñun syndicat la ñuy def. oui. te centrale bi ñu yore dafa am branche bari moo war a tax ñu ñëw ci zone bi au moins mën a gën a am activité ci travailleurs yi. le travailleurs yi nekk kon nga jigéen leen. mais da ngaa dem ba mujj gi ñeneen travailleurs yoo xam ne bokkuñu fii doo leen amati. ñi nekk fii ngay am mais ñeneen ñi doo leen amati. moo tax ñu déménager dem feneen mais li mu wax nag. nañ góorgóorlu rek du fii rek anarchie moom baaxul fenn nit ñi moom mu noonu daal. d'accord nag sa comportement ni mu mel rek ngay wane joué parce que dafa am ñoo xam ne aussi. dañuy am lu ñu am ba pare luyee luñ bokkut. luñ moom par nag fu waay di taxaw. dañ ko kaa luyee. d'accord. dañ ko kaa luyee mais bu ñu ko luyee mën nañ ko faa jëlee mais bu dee fi mu taxaw dañ ko kaa luyee. waaw. loolu day indi problème. dafay indi problème. waaw dëgg la indi problème. Très bien merci beaucoup monsieur Gora Khouma moom mooy secrétaire général URES muy union des routiers du Sénégal war a waxtaan ci kanam tuuti ak Moustapha Gueye ci sécurité et prévention règlement 14 de l'UEMOA l'État et les transporteurs accordent leur violon tout de suite c'est bébé et maman avec Fatima Aïcha Bokoum. Et oui, elle nous replonge dans la vie de la femme et de la famille comme ni ñu koy tàmm di defee tey nag c'est vrai que ñu ngi octobre rose ñu war ko waxtaanee xam naa ne à partir de la semaine prochaine LISCA di ñëw tous les jours muy dajeeg mardi ngir ngeen gën a mën a waxtaan parce que suba madame Dieye dina fi ñëw ngi waxtaanee. incha allah dina fi ñëw pour waxtaanee ci li nga xamante ne moom mooy octobre rose bi waaye tey Nicolas damay laaj lan moo tax yenn maladie yi di gën a dal ñi nga xamante ne moom mooy jigéen ñi. dañoo gis ne li nga xamante ne surtout mooy les maladies chroniques li ci mel ne hypertension li ci mel ne AVC li ci mel ni cancer dañuy gis ne ci monde bi jigéen ñi lay gën a di dal et particulièrement Sénégal tamit bokk na ci xam nga comme bu ñu jëlee li ci mel ne hypertension gis nañu ne fii nii li ci bëri dafay lié ak lekk ñun bi ñuy lekk boo xoolee ñun déjà au Sénégal suñu jigéen ñi fii ñoom ñooy togg et tout ñëpp xam nañu ne nu ñuy toggee suñu toggin yi baaxul déjà surtout légumes yi nuñ koy baxalee et tout lii nga xamante ne corps bi moom la soxla baaral beeg yooyu lépp dañ koy rey dootul amati dara mais aussi beneen facteur mooy lan mooy ñun nu ñuy bëgg a mel maanaam dañuy bëgg a jeegal noonu lañ koy waxee xam nga monsieur Tamba toogoon na jigéen ma dajal démb ma ne ko mais doo kii tuuti mu ne ma mukk day gën a yokk rek te xam docteur Tamba waxoon na fi koo fi gis rek mu am yaram trop jàppal ne ci biiram ay feebar yi
feebari kase la waxoon na ko fi ay feebari kase la donc loolu noonu yëpp dafay tax jigéen ñi dañuy gën a exposé wu te xam nga bu ñu waxee tamit hypertension sa xel dafay dem ci AVC parce que AVC lu ci ëpp li tax muy ñëw hypertension mën na cee bokk bu fekkee ne da nga amee hypertension boo xam ne toppatoo ko tout mën na la yóbbu ci li nga xamante ne moom mooy hypertension mais aussi li nga xamante ne mooy ci âge bi aussi da ciy jouer mais aussi tabagisme bi alors defoon nañu benn enquête boo xamante ne dañoo wane ne woon fii nii ñu ngi commencé gis ne jigéen ñi aussi cigarette bi vraiment ñu ngi koy commencé di tox ak xam nga phénomène chicha beek yooyu noonu yëpp da ngay gis ne léegi dérangé wutul kenn waaw dérangé teru kenn déjà jigéen ñi dañ koy nekk di tox moom luxe lañ ko def jàppee ñu dañuy tux de luxe lañ ko def moo tax da ngay gis ne dootul choqué ci kenn c'est dañoo waxoon ci place publique yi déjà kenn waru faa tux ci place publique yi kenn waru faa tux mais bon cigarette lañu bi ci boppam parce que gis nañu ñu ngi mën a wax sax ne à un moment donné sur la route des Almadies jotoon nañ fa dem ramasser. xanaa loolu kon c'est récent mais ci tabagisme bi la ñu gën a wax ne ci place publique yi bu fa kenn tox mais boo gisee li jëm ci mbirum tox bi bu ñu demee ba tey yow ngay tox dugal ko sa statut wala nga def ko ci internet Facebook choqué tul kenn mooy li nga doon wax dañ koo def li nga xamante ne moom mooy luxe mais ñaari affaire la ñu war a jàpp surtout si jigéen ñi lan moo tax ñuy egg ci maladie chronique yi rapidement plus que les hommes di góor ñi fii dañuy am habitude di def sport mais ñun tàmmuñu ko ñun jigéen ñu ci bëri boog tàmmuñu ko il a fallu que ñu def ci ay sensibilisation pour wane ne li nga xamante ne aussi moom mooy yëngatu dafa war góor mais aussi dafa war jigéen mais également ñu xoolaat li nga xamante ne moom mooy togg bi boo xoolee li jëm ci mbirum cancer comme bu ñu waxee cancer du col de l'utérus ak cancer du sein c'est normal muy gën a dal jigéen ñi ndax amaan na jigéen nu mu bindoo dinañ fi dalal waa LISCA bu ko defee ci côté boobu ñu gën cee yaatal mais daal nañu bàyyi xel ñaar yi surtout lekk bi mais aussi ñu bàyyi xel li nga xam ne mooy sédentarité bi am yaram bu ëpp bi mais aussi ñàkk a lekk bu baax mooy waral yenn maladie chronique yi muy gën a dal ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi en tout cas surtout fii au Sénégal. C'est important l'alimentation mu nekk lu primordial ci doomu aadama rawatu ci dolli ci jigéen mais la marche aussi gis nañu ne ñu ngi leen koy recommander pour ngeen koy def en général heure bi sax boo demee côté ay corniche wala nga gém ay côté VDN bi di nga gis jigéen ñi bëri ñu ngi nekk di def marche donc dégg nga ci wàllu maladie yi nga xamante ne moom moo gën a di farataal di leen dal hypertension AVC mais cancer nekk na lu sonal jigéen col de l'utérus ak cancer du sein. tendance bi sax ci wàllum sport ak yëngatu bi mu ngi changé ndax tey jigéen ñu bëri ñu ngi farataal di def sport wax nga ko léegi boo demee corniche ak foo dem da nga ko fay gis mais man pour man dama gis ni tey lu tax muy gën a dal jigéen ñi ñoo gën a exposé wu ci yenn yi buñ ko xoolee ci mbind bi ndax tey bu dee rek am doom ak yëpp jigéen moo koy def te yenn cancer yi ci boo titu jurukaay bu dee mën naa ko waxee noonu foofu lay attaqué muy cancer col de l'utérus foofu lay dal kon loolu feebaru jigéen la du feebaru góor mais aussi dafa am point bu am solo mooy ñun tàmmuñu di dépisté wu surtout ça looloo tax lu ñëw daf ñuy bett xam nga tey cancer du sein tey nee nañ boo dee jigéen à chaque fois boo sangoo ba set nga nekk yow donc war nga aj say loxo di palper sa bopp di xool ndax doo dajeeg donj wala doo am benn changement bu nga xam ne remarqué woo ko woon mais tellement dañoo ragal feebar ba tey da ngay gis dara si sa yaram nga ragal ko mais xaaral ma nëbb ko garaawul léegi loolu ngay nëbb loolu moo lay lor am na cancer yi nga xam ne tey da ngay gis ay jigéen ñu toog ba seen ween dem ba nekk deru orange ni orange mel mu mel noonu parce que loolu mooy wane cancer bi kenn mënatu ko faj nit dina sàggan à ce niveau am na day dem ba stade bu nga xam ne lii kenn mënatu ko faj xam nga lu la koy yóbbee nëbb ak ragal a wax ni dama feebar ak tamit marginalisé bi nga xamante ne si tey am na kër yoo xam ni boo amee yenn feebar yi non c'est non transmissible mais waa dañ lay duñ ko xam mais tey yàlla boo am jëkkër xam nga tey soo amee borom kër nga am cancer col de l'utérus xam nga ni mu ngi def ay signes ci yow mais ragal nga tey sa borom kër yëg ko bàyyi la ndax tey jigéen yu bëri ñu ngi am cancer du col dañ leen abandonné tey jii boo duggee ci ñi am cancer ci l'hôpital yi ñu ci ëpp koo dékk sa micro mu ne la sama jëkkër banama keroog rek suñu consoeur Ndeye Fatim Lo émission bu muy def fii ci kër gi santé mag introsé na kenn nee na maire bi nee na këram gi mu amoon sax jaay na ko léegi day taxaw di yelluwaan
ci koo xam ne amoon na borom kër amoon na njaboot comme que jigéen ñi lay dal góor ñi dañoo war a am yërmande benn côté nga xam ne kii kat ba muy neex yéen ñaar la woon kon bu naqaree pour le meilleur et contre le pire boobu laa d'accord n'est-ce pas waaw li Abi wax am na solo mais boo gisee li gën a tax jigéen ñi di dem ba yegg ci stade yooyu mooy ne sàgganteem yow déjà dañu naan jigéen bi nga xamante ne dafay sëy ci at bi war na dem gisi gynécologue 2 fois mais ñun ñoo farataalul au fait di dem hôpital pour ñun bu ñu waree dem hôpital rek c'est parce que dañoo feebar comme li ñuy wax nit ki da ngay yóbbu sa bopp hôpital laataa ñu lay mais léeg-léeg tamit yéen entre jigéen da ngeen di nekk ay médecin de léeg-léeg yéen seen biir oftal dama war a dem ci sama gynécologue ñu ne ko non yow gis nga gel bi boo ko utiliser boo ko nangamee non ñoom seen biir c'est-à-dire man c'est des choses yoo xam c'est à éviter. léeg-léeg da ngeen nekk médecin de. loolu la ku ci nekk ak sa xam-xam di la jox astuce te am na ñoo xam dañ lay jox astuce yoo xam ne du ko def. dëgg la waaw non léeg-léeg nga dégg ku ne la man ba ma demee woon ci médecin bi lii la ma waxoon kon loolu yow wax nga ko def te li jig diw jugul kële. ba pare ak yéen tamit góor ñi xam nga tamit bëgg a jabar ju jonge ba kooku tamit dem di utiliser waa jonge di dem di utiliser loo xamante ne après daf lay lor. parce que loolu médecin yi yàgg nañ ko wax. non xam nga yéen le fait que ngeen bëgg seen. waaye yow nga jógee ba di def loolu kay yow ngay futti di daw ba xoox. après nga jógee la ko ñaari jabar yi ñoo gën a mën a lor seen soxna yi. ah bon tey lii bu soobee yaa ngi dégg. est-ce que duñu laaj kilifa yi ah kii dafa am ay kii waaw daf fi am dégg nga ñoom dañuy toppatoo seen ay borom ay soxna c'est important loolu nga bëggoon a wax du dëgg. waaw loolu laa voilà yéen a ngi ree loo xamante ne c'est tellement sérieux loo xamante ne benn fait bu réel fait bu réel la da ngay gis jigéen boo xamante ne dafay bëgg a bégal jëkkëram dem si ñoo xamante ne duñu ay médecin si gaar ba lañ leen di fekk wala au marché ñu naan la ay utiliser li day tax sa jëkkër du la bàyyi yooyu nga dem a dem ba nga xamante ne da ngay lor sa bopp tey boo demoon ci gynéco yi dinañ la wax de am nañ ci ay tonnes de cas donc loolu waaw moo tax suñu rôle la ñuy léegi bébé et maman bu ñu ne salaamaaleykum foofu ngay njëkk ñëw foofu laay njëkkee ñëw waaw loolu noonu soog a kii il faut éviter cela ceci donc li ñuy war a njëkk bàyyi xel en tant que boo nekkee jigéen déjà jàppal ne da nga war a yóbbu sa bopp hôpital parce que yow da ngaa exposé surtout bu fekkee ne aussi da ngaa am jëkkër déjà ñun rek bu fekkee ne tu es célibataire le fait que nga ne da ngay dem seeti gynécologue dañ lay am benn bët buñ lay xoolee loolu noonu c'est tout à fait normal parce que jigéen nu mu bindoo la benn ñaare ba aussi li ñuy lekk tamit nañ ci bàyyi xel saf-safal yenn saf-safal yi ñu ciy def tamit nañ ci bàyyi xel ñu ngi lor non seulement suñu bopp mais aussi ñu ngi lor ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jox ñu lekk mais aussi ñuy faral di yëngatu lu bëree bëri waaw def sport xam nga man ko tendance sax yéen waaw non man boog tendance laa ko def surtout nga am benn corpulence boo xamante ne taille fine la nga xamante ne éternellement jeune man li ma doon wax mooy surtout moo am benn mbokk bu nekk Babylone yónnee la ay blouson nga bëgg a tiitaru blouson yi ak basket yi voilà non du tout mais au fait je veux dire que xam nga en général surtout booy sëy nga am yenn taille yi tam ñu joxoñ la ñu ne kii sëyam neexul genre or que ne yow da nga war a am si dañuy foone ne ku sëy rek et tout dañ la war a gis léegi nga ne faaj pata lex yi génne et tout or que ne fekk ne waaw te loolu feebar la au fait te feebar la donc il faut que ñuy tàmm di yëngatu lépp li ñu lekk aussi ñuy tàmm di lekk li nga xamante ne luy di naan lu tàng pour gaaw a digérer di yëngatu mais aussi togg bi ñu xoolaat ko bu baax xam naa ne loolu aussi il faut que ñu ciy wax di ci waxaat togg bi surtout merci beaucoup Fatima elle nous donne rendez-vous mardi prochain avec benn invité ku ci mel ni madame Dieye bokk ci LISCA wala kenn koo xamante ne bokk na ci LISCA ndax jamono ji xam nañu ne ñu ngi ci weerum octobre rose nga xamante ne un peu partout à travers le monde rawati ci dolli Sénégal ñu ngi sensibiliser di conduire famille ci ñi dem ci dépistage yi mais aussi di dem ñuy tàggat leen bu baax wax leen li nga xamante ne nekk na ci wala nekku ci donc Fatima merci beaucoup pourquoi certaines maladies se féminisent moom lañ doon waxtaanee rendez-vous mardi prochain on se retrouve tout de suite après cette page de pub. Horizon ak yokkute
la grande offensive Go, Task Force pour la réélection du président Macky Sall en 2019 sous le patronage de son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, et sous le parrainage de Monsieur Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, honorable député Moustapha Cissé Lo, président ou Task Force, Molen Diwoti, meeting de lancement et d'investiture, vous êtes candidat Bidi Macky Sall à l'élection présidentielle de 2019, le 7 octobre à partir de 15h au stadium Marius Ndiaye. Kokan la ñu ne Moustapha Cissé Lo tànn na ne wax na ki mu wóolu àndandoog task force bi yëpp ñëw stadium Marius Ndiaye ñuy woo bépp membre du gouvernement di woo bépp membre assemblée nationale di woo bépp membre HCCT di woo bépp membre conseil économique social et environnemental di woo tous les directeurs généraux, tous les membres de Benno Bokk Yakaar, tous les membres du secteur privé di woo militants ak militantes yi nekk Dakar ba Touba bàyyi wu ñu kenn jaaree ko Louga di woo képp kuy sympathisant Moustapha Cissé Lo nee na go joxe nañu départ task force bi taxaw na ñoom ñëpp ñu àndandoo wër président Macky Sall jox ko loxo war ko gunge pour réélection en 2019. Rendez-vous est pris le 7 octobre au stadium Marius Ndiaye kenn du Moustapha Cissé Lo. Président Macky Sall mooy sunu candidat en 2019. Merci de m'avoir investi de votre confiance. Macky Sall mu ajaat ma ci mbokk bu ko neexee lëf ne. Deuxième partie dans Toi-même tu sais, le rendez-vous incontournable, mention spéciale à tous les Sénégalais de l'extérieur, de la diaspora, du def joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. On est en octobre, 2 octobre la tey muy mardi, du ñàkk mbokk yi am na ñu bëri ñoo xamante ne ñoo ngi fêter une bougie. En tout cas ñu ngi leen di souhaiter beaucoup de bonheur, santé, prospérité, succès et beaucoup d'argent. Décodeur TNT by Excaf nga xamante ne c'est le projet national mu ngi fii ci HLM 1 rue Prolongée ci biir Excaf Télécom. Donc ñu leen di xaar yéen ñi nga xamante ay sénégalais ay étrangers di dund fii ci Sénégal ñu ngi leen di xaar ci décodeur bu mucc ay boobu nga xamante ne composé de plus de 77 chaînes nga mun ci am chaîne yuy wax ci wàllum religion wàllum divertissement dessin animé documentaire film ba ci li nga xamante ne moom mooy ay série ba lu jëm ci wàllum sport aussi am na ci décodeur TNT by Excaf 25 000 francs lay jar boo ko jëndee ñu may la ñaari weer yoo xamante ne doo fay dara waaye lu weesu loolu weer bu jot di nga fay junni te dinañ la jox décodeur télécommande ak carte SFR carte SFR boobu mooy permettre client bi ñu mun ko def ci turam santam numéro de téléphone ak adresse am ngir bu woowee suñu ndaw yi nekk ci service client bi ñu mën a jël en charge bu baax li nga xamante ne moom mooy demande bi. Toi-même tu sais deuxième partie ñu ànd ak Moustapha Guèye sécurité et prévention mu am yéene waxtaan ak monsieur Gora Khouma muy secrétaire général URES muy Union des routiers du Sénégal. Règlement 14 la ñu war a waxtaanee de l'UEMOA. L'État et les transporteurs accordent leur violon. Moustapha Guèye je pense que Gora mi nga bëggoon invité mardi ba yàlla defoon mu demoon ci bureau premier ministre tey ñëw na dinañu waxtaanee règlement 14 bi waaw tey am nañ ko dinañu wax ci règlement bi mais aussi dinañu wax ci lu mu jëlee ci giseem ak premier ministre très bien donc on se retrouve tout de suite avec Moustapha Guèye. Moustapha règlement bi yegsi na de. waaw règlement bi yegsi na moo tax ñu bëgg ci waxtaan ak suñu invité Gora. Gora ñu bëggoon la laaj règlement 14 ak njëriñ yi ci nekk yëpp lu toll ci juróom-ñetti dëkk tënk ko Sénégal da koy appliqué yéen ngeen bañ ba tëdd ci tali bi fay seen i moteur yéegal seen frein bi ne da ngeen ci àndul ci application bi lan moo waral loolu. waaw jërëjëf Moustapha lu baax de in waru ko bañ UEMOA day juróom-benn réew la. ak ñaari xaritoo boo ko boolee buy juróom-ñett ñu am kuréel bu tudd UEMOA ñu fay nas ak nëcc règlement 14 ale appareil de mesure la appareil de mesure la ñu bari dañu jàpp ne règlement 14 problème poids rek la wax mais li wax ko bari lu ci mel ni
ci oto bi wax na ci oto bi wax na ci ñi dawal oto yi wax na ci tali bi wax na ci li ñu yëpp wax na ci nekkaan bi daal ñun ñu suñu réew bokk fa kon obligation la ci moom lu ñëpp def mu def ko comme yaa ratifié suñu président moo ci bokk ba mu ci bokkee la ci Sénégal gi bokk waaw lu ñu fa teg nañu fexe ba tamit juróom-ñaar yëpp nekk ca Sénégal nekk ca ñun dañu ne bu ñëpp doon tegoon loo xam ne day rey transporteurs yi ñun nungu nañoo dee parce que dañuy jamono war a dee mais bu ñu tëjoo seenam néeg na nangam li la ñuy def président yi jël seen avion dem premier ministre jël seen avion dem ministre des transports jël seen avion dem ñeneen ñi dem moom di dégloo Sénégal moom ñëw di appliquer puisque moo ko signé da bëgg respecter ay signature am ñu ne mënuñu loolu toppandoo sa maas le transport concurrence la kon le transport national rek amul problème mais dañuy gérer le transport international oto yi dañu jóge fii dina ba Côte d'Ivoire dina ba Burkina romb nañ Mali waaw ci li nga xam ne moom la gën a nit ñi gën a miin ñu bari koo dégg ñu naan ñoom góor xuma dañuy fontu nit ñi yàq nañ suñu tali yi te bu ñu waxee ñuy def pression yaakaar naa ne tali bu yàqu ñun la gën a concerne ñaar oto bi du am sécurité daanoo ci topp yow chauffeur boobu ci feebar nga nekk te alal ji ñuy defar tali bi am nga ci wàll kon amul lu njëriñ waaye dafa am technique bu ci nekk xam nga oto bu nekk yoon da ko natt ba ne nangam lii la war a yëpp ñu mentionné ko ci carte grise am ba pare un mois ci réglementation un mois ñu ne caractéristique bi oto bii war naa yëpp nangam lii bu ko yebee te yem ca wóorul yàq ñu jëfandikoo loolu waane ci fi ñuy peesee dafay occasion la ci man pour man leeral nit ñi du pont bascule dañ ne oto bii war naa yëpp 20 tonnes kon boo ñëwee ci pont bascule bi taar boo ko génnee la ca des mooy produit bi nga war a yëpp boo ko boolee taar ba ak produit bi mu jox la sa poids total muy le PTAC loolu waru cee ram ba benn gramme waru cee tegu dama yore sama oto ñu attribué ma 45 tonnes may 45 tonnes saa la bigee yi même type de véhicule bi moom tamit mu yor 45 tonnes ñu jiit la ñëw yéeg bu ñu demoon ci pont bascule bi ñun ñaar ñëpp 45 tonnes la ñu yore mais bu dee ci pièce acier ba ay pneu la ñuy par pneu la ñuy peese bu oto bi yéegee pneu bi day avancé mu jël poids bii ñëw jël poids ba longueur bépp jeex léegi nag appareil bi décidé ko le pneu avant bi muy acier bi am na temps ci poids bii am na temps ci poids te yëpp a waroon tolloo pour tale ba ñu yàqu mais bii dafa ëpp dafa yor lu ëpp bii moyen ndigali dafa ëpp tànk ba dafa moppa ba ëpp bopp bi kon nag am na benn acier boo xam ne bii moom moo yor lu ci ëpp kon mooy yàqatal bi kon kaay fay te man mii dem Touba ba mii dem Tivaouane ba may dem Ndar ba may dem Guinée-Bissau man tonne lañ ma fay commerçant bi dane am naa fii ciment 30 tonnes indil ma ko Touba kon tonne la ma fay léegi nag bu ma ñëwee yëg machine boobu nag moom mooy indil jafe-jafe du jël poids global waaw léegi nga yeb conteneur boo xam ne bitim réew la jógee côté bi ay moteur a ci nekk côté bi fëgg jaay ci nekk man nañoo tolloo nga teg sa plateau nga ñëw ñu la non chargement bi dafa kaname baa dafa ginnaawe baa wet gi la gën a ëppale baa wet gi la gën a ëppale tolloowut acier tolloowut kaay fay ñu ne non sonn nañu xam nga lu ñu soxla PTAC lañ soxla liñ joxe ndigal na yeb ko ñun nañ ko yeb koo ëppal nañ la duma bu ñu kenn peeseti ci ay tànk nañu ci peese ci PTAC muy poids total global bi oto bu nekk xam nga li nga war a yeb am na yëpp 60 tonnes am na yëpp 45 tonnes am na yëpp 30 tonnes am na benn bu nekk li nga war a yeb kon na ci ñëpp kenn ku nekk lañ la cër bañ la jox yem ci jàmm nañ ñooy ñun bu la loolu donc du yëngutu ci benn point grève bii nag du benn point rek la woon
daf ci poñ majeur un point saignant muy le règlement 14 mais 15 points la waaw léegi ñu boole buñ la dégloo bu baax kon ci problème mu pesage bi ci ngeen gënoon a taxaw pour ñu teggi leen ni ñu doon peser léegi ñu gis ne premier ministre da leen a recevoir bu leen premier ministre recevoir am ñoo xamante ne yéen a demandoo woon ñu jàpp ne yow da ngaa rocceeku dellu ci ginnaaw premier ministre recevoir laat la ci loo xamante ne ñi nga àndaloon yëguñu ko ñu bëggoon xam lan moo indi wax jooju. non loolu erreur de communication la baa bokk noonu mooy wax loolu grève bi Union des routes du Sénégal moo ko signé le préavis muy plateforme man maa ko signé maa déclaré ne bis sàngam ak sama bureau bis sàngam dañ dem grève mais comme grève bi ñuy dem amal na nit ñi njëriñ ku bokk ci syndicat bi ku bokkul ak transporteur yëpp ñëw dugg ci seen loxo fekk kenn ku da nga caa soxla gis sa bopp mais li lu responsable la mooy le secrétaire général Gora Khouma ñu yàq fa daa jëm si loolu ñuy wax ne Gora Khouma dafa dem beddeeku premier ministre recevoir nañu mardi comme tey jii ñu waxtaan li nga xam ne mën na kaa jël en charge mu jël ko en charge maanaam ci wàllu police wàllu gendarmerie maanaam problème jafe-jafe yi ñu am ak takk-der yi ak bu jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ soxla ci affaire de contrat jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ am ci war a am ci parking pour oto yi taxaw yooyu yëpp boo ko boolee premier ministre dana le 15 lay organiser benn conseil interministériel bu defee wàllu contrat de travail ministre du travail ñëw police ministre de l'intérieur ñëw gendarmerie ministre des forces armées ñëw maire yi collectivités territoriales ñëw noonu lañ ko def ba ministère yi nga xam ne moo am nag suñu plateforme nekk ci ñu jóge fa li ñuy wax jeudi ci la ministre bi woo ma ne ma dama laa soxla pas mi premier ministre ministre Abdoulaye Daouda Diallo na ma dama laa soxla comme dañoo jàpp vendredi dañoo jàpp vendredi la grande réunion ci la ñu négocier vendredi la ñu négocier mais man soxla naa la yow maa ak yow ñu toog ci loo ma mën a leeral en tant que ma def la service en tant que conseil mais la grande réunion c'est vendredi on s'est rencontré le jeudi soir mu teg plateforme bi. mais loolu est-ce que yëgoo nga ci ak sa naataangoo yi ñi nga xamante ne ñoom nga yàgg di liggéeyal ñoom effectivement. mais ñoom nee nañ ñi ngi koy liggéey ci réunion bi ko chef de cabinet bi annoncé. di la remercier si xam naa dinaa ñëw dama ne. lii occasion la bu rëy ci man. jeudi ma dem ñu toog mu génne plateforme bi teg parce que premier ministre wax na ko instruction ca la mu ko joxe noonu point sangam bi lii la ci état bëgg a def point sangam bi lii la ci bëgg a état def lii la ci nungu lii la ci nunguwut parce que premier ministre a été clair ak ñun day ne man du ma seen tutelle man dama leen ñëw en guise de facilitateur coow am na en tant que premier ministre moo woote parce que problème yi ngeen di kaas du ministre transport rek moo ko yore mais li nga xam ne ministère transport moo ko moom dama leen retourner ngeen dem ci ministère transport loolu la war a ministère transport jël ñu pour la réunion ak vendredi ci dinañ gisante maa moom mu tegal ma li nga xam ne joxe na moom jàpp na ne lii la ko war a fonctionner man nag incha allah rabbi bu ma génnee base bi yëpp dinañ jotee ci ne yow lii nga proposé lii la nga man lii nga mënut te moo génne tamit ñëpp yëg nañ ko la man ak la mënut pour mieux se préparer pour la réunion du vendredi ma dégg ñu la Gora Khouma dafa wéetoog ministre bi jox na ko ba d'accord nañu ba signé ma xam ne sàgga yàkkamti xeex la ma def annonce ma ne la ñëpp ñëw vendredi gouvernement bu ñëwee bu ñu tegalee luñ mën a dem ngelaw lu ñu tax ñu bàyyi grève bi ñu bàyyi grève bi bu ñu tegal lu tax ñu dañuy continuer suñu grève ñu ñëw toog ñu génn plateforme bi point par point ba 15 yëpp jeex benn bu nekk am nga baat am nga tontu yéen li nga xam ne moom concerné wu ko ni kaa renvoyé ca conseil interministériel bi li nga xam ne moom la tel bi moom muy ministère transport lam ca tontu nañu moo xam gën a luñu moo xam gën a luñu bi coow li jee bi ñoom bi génnee man maa ne bu kenn dem même ñëwoon ci biir ci biti amuñu woon place c'est une grande salle amuñu woon place bi autorité yi génnee ñoom dañoo ñëw renforcer waat biir salle bi ba ñëpp taxaw. mais kon lan moo indi coow li ba ñu woo. gendarmerie ma leen man nag dañ ma doon def loo maa jiite gouvernement bi nee na lii la man ak lii mënul ko dama leen laaj yéen ñëpp nag fii ba lañu fekkee naa jóge ñu ne dañuy maintenir grève bi télévision laay waxee. ñu bari doo dégg kenn ku la ne loolu mu xamut ma ne leen fii da ngeen may jox ndigal ñu continuer suñu grève ou bien ngeen jox ma ndigal ñu lever moo dodd bi man nag yéen lay déglu ñetti nit ñoo fa catégorique na dañuy continuer suñu grève te seen raison lañ nekk
la ñuy des ñëpp ci ñaata personne saal bu daal kenn xam toll. la majorité la. demain la. ñu ne dañuy bàyyi grève bi. man ndigal laay wee. waaw léegi lan moo indi coow li ba ñu war a woo gendarmerie pour mu évacuer salle bi. voilà loolu dafa guddi. ministère lañ nekk boobu presque 21h. bi ñu génnee ñu dañuy xaar presse. amul kenn ku wax waxu lu dul dañuy lever mot d'ordre bi. ñette ñi ya waxoon ne ñoom d'accord ci ñi lever mot d'ordre bi ñoom ña nga fa ba indiwuñu fa leen bu ko nit yi ñoo fa bare gendarmerie ñoom dañoo wàcc. coow de gendarmerie dañoo wàcc. kon da ngeen di génn ministère bi parce que tant que yéen a ngi fi duñ mën a ñibbi. dëgg la mais xuloo amul suñu biir de da ngeen di génn ministère bi ñun ñu mën a ñibbi mais tant que yéen a ngi ci biir ministère bi ñun dañoo jiitu presque 22 heures nga bëgg a jot. dëgg la ñu ne kon nañ génn comme presse ñëwul ci lañ déplacé wu am ku ne xaadi mu ne moom am na connaissance TFM kon nañ dem TFM ñu ñëw TFM fekk na ñoom tamit seen émission jàkkaarloo loxo bi commencé kon moo lay wan ne kon guddi na kon guddi na ak kon amuñu presse ñu mbir ma tas ñu koy ko gis nga li yàlla lay def tey jii la négociation yi nag dëgg tey jii tey la ministre bi oote nag ñu ànd ak nit ñi dem ñu tànn pour dañoo mujj jubóo ci yu bari. d'accord tey jii lañ def signature bi kon ñu doon wax nag jeudi lañ ko signé. yàlla def na nag ki ko doon wax responsable bi ko doon wax. waaw premier adjoint moom bañ ko woowee naka kaay fii tey jii ñëwut mais premier adjoint daa ñëw kon ki doon wax ne góor xuma dafa yellee ko dem signé ji premier adjoint tey ñëw na fekk na fa ñuy signé. d'accord kon ba dama lay leer rek parce que doo xam ne ne tey signature sama saak mu ngi woon suuf kon dinaa génn tey wan leen ko ngeen gis date bi ak lañ ci jubóo ko yi nag dafa bari dañuy def nag ay cas renvoyé conseil interministériel foofu la ñuy traité problème police gendarmerie problème yu bëree bëri ministère transport wàllam la doon jël en tant que notre tutelle man ma sant ci bàyyi la ak Seydi bu baax xam ngi tax sama maam Gaal Ndoye am na lu ma waxoon dana ma ñee xam mbooloo koy tuur ak lu ñu xiif dab lu ñu xiif ñeex bi nekk tuut bu ko mbooloo mu tuuroo indi wax dara d'accord très bien Pape Ousmane parce que mbooloo maa ko tuural seen bopp waaw mais peut-être man dama sentir ci démarche bi benn comme si dafa am amateurisme un peu ci li nga jot a expliqué c'est-à-dire déjà nu bëggoon xam bu ngeen def ay préavis de grève wala ngeen décréter grève naka ngeen koy defee boobu benn la ñaareel bi aussi li nga wax ni bi ngeen dajee seen daje vendredi bi ci saa si nga wax ngeen ñoom ñëpp bu ñu génn pour ñu wax la ndax dañuy maintenir mot d'ordre wala dañ koy lever c'est-à-dire foofu aussi non maanaam li nga wax sànq ci salle bi non bu jaxase déedéet bu jaxase vendredi ci mardi lañu premier ministre recevoir non waxuma boobu de dama ne seen daje bu mujj bi nga xamante ne mooy vendredi voilà moom laa wax xam nga ne salle bi dafa feesoon ba da nga bàyyi ba autorité yi évacué nga woo leen pour na ñëw ci biir nga laaj leen ndax dañuy lever mot d'ordre bi balaa ñuy génn muy base wala waa base moom laa wax c'est-à-dire de facto rek appréciation bi pour man war na mën a xaar ngeen mûrir ko maanaam ci saa si ngeen demandé à ce est-ce que dañ koy lever naan damay apprécier rek mën nga bañ a d'accord ak man mais damay apprécier rek c'est-à-dire damay apprécier négociation xam nga loolu waa ji wax très bien noo koy mûrir da ngay bàyyi ba mu wax la lii laa mën na nga soog a mûrir très bien Moussa Ba la dernière question da nga war a mûrir yow ba nga war a mûrir bala ngaa dem secrétaire général d'accord waa léegi li ma wax dëgg li kat bala ngaa mûrir day nanaan lii laa mën mënuma lii très bien mûrir mais yow nooy mûrir te doo xuñ la dara ñu génn ci bureau yi ñëw ci tali bi góor a tey jii nii boo toogee di jàng tali bi muy transport urbain di transport interurbain ak taux d'indiscipline bi nga xamante ne mi ngi ci ñi nga xam ne ñoom ngeen jiite muy chauffeur yi te kat lu leen jiiñ nag ak loo leen bëgg-bëgg war nga mën a reconnaître que ne indiscipline am na si ñoom tey jii ban sentiment nga am ak lan ngeen waaj yéen pour année yi ñu jëm pour que wax dëgg yàlla accident yi wàññeeku ci tali bi ndax lu ci ëpp mi ngi ci seeni loxo waaw kon lay génn nga ci règlement 14 bi kon yaa nga ci leneen li comme loolu féete na ba féetewul xam nga dafa bari xam nga règlement 14 dafa bari lu mu wax xam nga nee na 3 postes contrôle diggante fi ngay dëkk fi ngay déparé ak frontière ba nga jëm 3 postes de contrôle la booy contrôle da ngay war a jël muy police muy gendarmerie muy douane képp koo xam ne ki am nga droit contrôler dañ lay war a grouper loolu ce qu'on appelle des postes juxtaposés loolu UMOA wax nga xam ne bu oto bi ñëwee moo xam oto de transport de personne la moo xam transport de marchandise la douane day jël wàllam d'accord police jël wàllam eaux et forêts jël wàllam kenn ku la jël wàllam léegi tontu ci question bi mu la laaj s'il vous plaît ma dem kenn du ko jàppate mais loolu amul Sénégal très bien léegi wuyu ci question bi mu la laaj nga tontu ci problème indiscipline la moom waaw moom la ñu leen wax léegi xaw ma man tur bi man soo di daal la gën a miin tur bi waaw moom dafa bëgg yaa ay Sonepi déedéet tur bi wax Sonepi waaw Sonepi li ñu doon wax léegi ci Sonepi moom nga waxaat rek gis nga indiscipline dafa bari dafa yaatu
amul njariñ nag. ba tax na kenn wul ko jox kenn yaa ko war ko sa bopp mais fekkoon ni Sénégal chauffeur yi donc ñoo réew kon ba de Sénégal naaw na Sénégal bu doon chauffeur yi kese ñoo amul éducation bu baax kon Sénégal fi mu taxaw dem na yoonam. waaye bokk ma dafa ci yaatu ñoo ko bokk. mais yow chauffeur yi dafa yaatu dafa yaatu. dafa yaatu ba nga xam ne. d'accord masoon naa kaa wax benn waay ma ne leen. code de la route mu wax place assise yi mais tey jii oto bu sport amee da nga gis ni yéeg ci kaw. ci ban oto la ñuy yéeg. ci la ñuy yéeg transport commun yi. waaw dama ne da nga gis ñu yéeg ci kaw. ñun ñoo koy du ay transporteur ñoo koy daw. non 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 waaw non ñii fi yéeg du ay transporteur. ci la ñuy yéeg. ci oto bi ñuy yéeg oto transport laa la wax. par ma jëw ne dama ne maa ngi ñëw ci indiscipline bi ci am nit ñi wur ñëw yéeg ci biir yéeg ci kaw ñu romb ndawal buur. waaw mais non balaa ndawal buur non. mais ab chauffeur yéegul ci kaw. déedéet. non chauffeur yéegul ci kaw. waaw da waxuma chauffeur moo yéeg ci kaw mais ci oto chauffeur la ñuy yéeg ci kaw. chauffeur bee ko nangu. waaw non attends déedéet. dama ne da nga bu ma boo bàyyi woon rek. déedéet mais dafa am chauffeur bee ko war nangu. te nangu ko. waaw d'accord naa. jeex na kon bu ñu dem ci ndaw bu ñu dem ci déedéet xoolal chaîne bi foofu lañ ko faussé. foofu la non la chaîne n'est pas faussée là-bas. en kañ. déedéet dama ne la. bi ci des xaaral ma eggale rek. waaw mais attends yow dama góor infraction tata buy xëy day ñëw ci arrêt bi. waaw fees bay tuuru mais yow boo bëggee dem receveur mënul feex ba doo dugg ci biir yow. waaw mais non attends rek dama ne ku nekk dund na ko ku ko dund mooy ko yor sa bopp. mais étudiant yi war a jàng ci bis bi ñëw. waaw boo xam ne xadim di ko tata la te bu dugg ci oto tar. mais non c'est un problème de comportement. ça veut dire quoi ça veut dire que non le receveur et le chauffeur ñoo war a liggéey en connivence. muy connivence non mais ñuy nangu muy fees. yow tamit ñun ci dëkk bi lañ dëkk dugg nañ ci car rapide yeeg ñaka jaay tataay depuis bi muy gaaree ca moo gën ca station ba. dama noonu expliqué ne la dafa am loo xam ne dañ kaa war a corriger te corriger wuñ ko. gis nga en dehors de yooyu yëpp événement yooyu bu amee bu passé yow nga ëppal benn nit pour wane la bu ëppalee benn nit bu la policier ba gendarme jàppee xam nga lu ma def daf lay fayloo boo muutu mu jël sa permis yóbbu commission. ndax benn nit nga ëppal. tey jii de démb ma ñëw romb ko ak ay nit ci kaw. très bien mu bàyyi ma. waaw ma jàll. d'accord boo xee bu ne événement bi la. d'accord màggal Touba. camion day yëpp nit day lépp a yëpp. pourtant assurance waxu ci dara de. ñun ñëpp Serigne Ba waroon jëkk commencé wax. ñun ñëpp ñu wax ne jaaduwut. Yoof noonu. sport noonu. jërëjëf moo tax mën a seetlu ñun ñëpp ñoo waroon ne li jaaduwut. merci amul bis bu mu tagal. jërëjëf war a tere. merci beaucoup jërëjëf. waaw mais boobu gën a sama bi rek la. jërëjëf bi rek la du sotti. sant nañu la gërëm nañu la bu baax monsieur Gora Khouma secrétaire général URES Union des routiers du Sénégal ñu doon waxtaanee règlement 14 de l'UEMOA l'État et les transporteurs accordent leur violon ñu jeexalee ak sama gars yi ñoom ñi nga xamante ne mooy waa Black Milk. Vino très rapidement ñu wax ci projet yi lan la ñu mën a xaar instant bi nga xamante ne Black Milk ci loolu lay dox. waaw mën naa wax ne instant bi lii taxaw tem-tem mooy concert bi ñuy dëdmal quoi. le 6 octobre. 6 octobre. oui samedi prochain incha allah. fan lay doon. place Mamadou Diop. place Mamadou Diop mooy rond-point Yoff. rond-point Yoff juste à côté. à partir de quelle heure. 19h. 19h. ce sera quoi un concert buy ànd ak ci orchestre wala lan. plein air lay doon. plein air lay doon. am na ay bagages yu bëri ñuy préparé mais surprise la quoi. est-ce que dina am ay invités yu ñëw ay rappeurs. oui incha allah oui c'est prévu. c'est prévu album bi pour kañ la. bon ñu ngi si job bi Black King Music Entertainment mooy label bi ñu ngi préparé affaire yoo xamante ne 2019 début bi incha allah. incha allah gars yi dinañ si jot. ci kàttanu yàlla incha allah en tout cas merci beaucoup. merci sant nañ la gërëm nañ la bu baax. ñu bàyyi la nga def sa mot de kàddu bu mujj très rapidement. maa lay ziar. One Mind. li may mujjee wax mooy dañuy séddaat ki nga xamante ne nii moo di Moustapha Tall. d'accord fekkee Wiz moom presque nun mel ñun fu ñu déggee grâce à moom la. d'accord parce que ñu ngi liggéey mais nit ku nekk. boo nekkee ci benn affaire te amoo wéeruwaay da ngay neex ba mën. très bien te vraiment ñun moom leen am vraiment ñu ngi koy séddaaw di gërëm waa Yoff. d'accord parce que waa Yoff lépp lu ñu xew la ñoom dinañ teew donc. yàlla na seen yëfu bopp quoi. merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal bu baax One Mind ak Vino ñuy ay rappeurs bàyyi ko foofu ca Yoff groupe bi tudd Black Milk ñuy waajal un grand concert rond-point Yoff incha allah le 6 octobre 2018 à partir de 19h20 donc ñëw leen nombreux ngeen fi assister concert bu am solo bi ñu ànd ak El Hadj Mass Sall président du regroupement économique des entreprises industrielles et artisanales de la SONEPI ñu bàyyi la nga def kàddu message bi ngay jox waa SONEPI ak waa SODIDA lan nga leen di dénk ci li nga xamante ne amaanaka tour de table bi ñu ko fi defee kenn rafetluwul doxalin bi ci biir SODIDA wala boog ci biir SONEPI. waaw message bi daal mooy di wax ne ñun ñëpp ñu gën a góorgóorlu
dëgg la laisser aller bi bari na waaye